jaajëfal leen ci ànd beeg teewlu bi seen rajo Sunuker FM waaye itam di leen jaajëfal bu baax a baax ci kóorite gi ànd bi ngeen di ànd ak ñun bés bi yàlla sàkk altine ba alxamis ci nga xam ni mooy seen émission Sunuker matin di leen jaajëfal bu baax a baax ci fidélité boobule waaye itam di leen jox seen wàccuwaay kenn ku nekk ci yéen rek di nuyu suñu grand njawar bi nga xam ni depuis les États-Unis mi ngi ñuy teewlu di ñu déglu waaye itam di ñu suivre ci suñu plateforme ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam ni ñoom la bokkal bile plateau El Ibrahim Ka suñu technicien bu ñaawul boobu la waaye itam sama naataango di Cheikh Tidiane Dansokho waaye itam ñëpp koo xam ne rek yaa ngi yor bile application di ko doxantoo ci sa téléphone via App Store wala Play Store nga mën ko am waaye itam mën ngeen ñoo am ci suñuy plateforme www.sunuker.com www.sunukerfm.com waaye itam fépp foo waay mën a nekk rek ci 5 continents yi foo mënti toll di ñu bàyyi xel ñu ngi lay bégee di la nuyu di la ziar di jégalu itam ci tardement bi xam naa ni ñu bëri ñu ngi toogoon di ñu xaar waaye sama technicien bi lim lekk ci lacciri gi démb daa bëri moo tax daa nelaw ba biddanti moo ngi noonu di leen ziar bu baax a baax waaye itam di jégalu ci baat bi temps yi moom socc moo xaw a sonal sénégalais yi koo gis rek mi ngi sëqat mi ngi coqi mi ngi noonu El Ibrahim Ka maa ngi leen nuyu di la ziar mbaa yaa ngi am jàmm bu baax. maa ngi lay fay soxna Ndeye Marie Dabo di la nuyu bu baax a baax di nuyu Cheikh Tidiane Dansokho di nuyu auditeurs yi nga xamante ne bii ñoo ñuy teewlu jamono ji ci rajo Sunuker FM ci www.sunuker.com ak ñuy déglu ci application bi aussi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax muy Play Store muy Android di wax rek téléchargé leen ndax ngeen am seen rajo ci seen loxo. bu leen di wettali saa su ne rek ñu ngi leen di ziar bu baax a baax mu leer nañ ñi rajo Sunuker FM moom daa bokkul ak yeneen rajo yi. du suus du def dara te leer na. te du yóbbu connexion du yóbbu espace. am ko H24 waaw nga am ko H24 mu nekk lu am solo di leen bëggee di leen wax ne Sunuker matin la émission bi nga xamante ne moom moo leen di yee di leen jox café ak suukar ak ceer bu am solo. waaye boo leen bëggee ataaya sax ci tegal leen ko ci parce que sama mbokk pël yi dañuy bëgg ataaya suba teel te loolu da ciy am solo. tax leen gerte kem bu ñuy yee. waaw loolu daa am solo. man moom maa ngi ci ataaya ga. waaw kon baax na yéen moom féetewale ataaya yéen li ñu naan ataaya kii ni pël ak naara ko moom. di nuyu suñu directeur Diawar Diop di ko nuyu macha allah mu ngi ci États-Unis d'Amérique di ñu déglu foofu noonu ci Los Angeles California di ko ziar di nuyu sama maman di ko ziar bu baax a baax macha allah ak xale yëpp ñu ngi leen di ziar di wax rek ci kanam tuuti rek ñu ñëw ci waxtaan wi incha allah. Cheikh Tidiane Dansokho waaye nelaw bi maa ngi lay ziar. Daabo maa ngi lay fay di nuyu El Ibrahim Ka di ziar képp kuy auditeur ak auditrice bu Sunuker FM ci seen émission Sunuker matin di jéggalu bu baax ci retard bi nga xamante ne def nañ ko mais bon di ngeen am lépp tey ak ànd ceeg soxna Ndeye Marie Dabo mu ñëw ak léegi tey si la revue des titres. moo ngi noonu ñëw ak yéen léegi nii rek ci revue des titres yi nga xam ni moom la suñu réew Sénégal xëyee fësal ci seen xët yu njëkk benn par benn di leen ci ñëw Elimane. non tey moom maa biddanti fa ma tëgg yàlla. li nga lekk ci la ciri gi daa bëri démb. alaaji su ma la nee tuuti laa reer doo ma gëm. Eli bàyyi yooyu nag tamit. fan yii xam nañ la fan yii damaa wérul nag loolu mooy problème bi. Eli fan yii kenn wérut. loolu mooy problème bi damay bëgg a lekk nii waaye su ma tiimee lekk gi tuuti laay lekk. kon da ngaa tooy. waaw tooy moo ma sonal. da ngaa tooy suppal waxal madame yow Alice tooy waru la ndax yaa ngi deux femmes. waaw 2 fois mais. na kii supp bu kii suppee yeelu nag kii supp yeelu xar. alaaji dañoo sori xam nga ne man fii nii su ma fi nekkee célibataire bu mag laa. maa déedéet nag. ay sama jigéen bañoon loolu fii duma la gis. bañoon loolu. yooyu noonu de. sa jigéen daa tane kenn tamit. alaaji fi nga génnee tey nooy na de. gis nga ko nii. kan moo fi jaar. fi si xale yi. tey di sama sister bu baax moo fi jaar Séni Fall. moo jaar ci décor bi nii tey moo ma sañseel. fës naa ci de. fës na ci moom moo jaar ci décor bi. macha allah. daana dinaa fexe ba mu ñëw fës ci suñu rajo tamit. waaw dina ñëw dina fës ci suñu rajo bi. na fi fës waaw macha allah. mooy noonu léegi ñëw ak yéen ci revue des titres. ay ca mi ngi noonu léegi. nu mu sa suux man di dégloo
kër laa moo ngi noonu seeni kër la comme ni ko suñu woykat bu ñaawul bi nga xam ni woyal nañu sunu directeur PDG bu baax bi nga xam ni tey moom amuñu fayam wax dëgg yàlla mu ne que le peuple est content de toi le monde entier sax laay wax waa ko defee nag dañuy daal di jublu ci li nga xam ni moom la ëttu yëglekaay fësal tey ci seen xët bu njëkk dañu koy dooree ak le témoin bi xëyee ak douane bi nga xam ne nag def nañ lu toll ci recette mobilisée 1177 milliards yoo xam ni ñoom douane bu Sénégal am nañ ko ci li nga xam ne mooy recette daal di battre record bi nga xam ne moom lañ amoon ci atum 2020 waaye 2021 bi nag dañoo daal di battre record bi ci loolu sax source a moom itam daal dinay ñëw ci recette douane en 2021 hausse de 15% la ñu am ci biir recette ñoom waa douane yooyu nga xam ni ñooy ci loolu daal di nga xam ni ñooy daal di dogale ñi nga xam ni ñooy def ñaawteef yi waaye itam di dugal yu bon yi nga xam ni ci biir réew mi ba ci sax lii di wàllum faux billet ak lii di wàllum yeneen yi nga xam ne ay produits stupéfiants la bu ñu jugee ba tey dañuy des ci source a mi nga xam ni daal dinay fësal ci xëtam bu njëkk notaalu njiitu réew bi ak ay partenaires am ñu toll ci 3000 milliards lañ fas yéenee teg ci table bi ngir rek daal di def lancement des travaux jëm ci li nga xam ni mooy port bu Ndayane bi nga xam ni moo nar a gën a rëy ci Sénégal gannaaw port autonome bu Dakar bu ñu jugee ci source a dañuy wax ak Sud Quotidien bi nga xam ni moom itam daal dinay fësal ba tey ci nataalu njiitu réew mi bi wax ba tey ci li nga xam ni moo jëm ci port Ndayane waaye itam ñu daal def rek li nga xam ni mooy Macky au crible de la société civile moom itam mu def rek décalage entre réalisation et attente populaire problème de gouvernance inégalité sociale moom Macky Sall ak ñi nga xam ni waa société civile moom itam daal dinay def benn genre peñ fin ci li nga xam ne mooy wàllum société civile kii di Alioune Tine ki nga xam ne Africa Jom Sant ak Elimane Abi Kane ñoom itam daal dinañuy indi seeni kàddu jëm ci wàllum société civile ba tey ci wàllum revue des titres Walf Quotidien moom itam def élection locale 2022 plutôt mu ne le coup de pouce de Macky à ses hommes moom Macky Sall mi ngi daal di may loxo ñi nga xam ne nag ñooy ay ci keñaaleem ñi fas yéene dem ci élection locale yooyu ba tey ci li nga xam ne mooy Walf Quotidien mu ne le déclic c'est maintenant ou jamais waaye itam mu wax de perspective économique du Sénégal en 2022 Abdourahmane Diouf nag moom daal dinay nekk ko xam ne ko pessimiste la maanaam am na objectivité jëm ci li nga xam ne mooy économie bu Sénégal ñu wax ak li nga xam ne mooy bés bi le jour moom itam dikkaat ak ñun ci lancement du futur port Ndayane à flot 3000 milliards lañ daal di génne teg ko ci diir table bi rek ngir nekk mu mën a nekk port bu mucc ayib waaye itam ak port boo xam ne mooy gën a rafet ci Afrique sowu jant buñ jugee ci bés bi le jour dañuy wax ak le quotidien moom itam mu daal di wone nataal ki nga xam ne mooy Seydou Sané bi nga xam ne daal dinay dévoluer kii di Ousmane Sonko ndax nee na kii di Ousmane Sonko mooy l'homme du fitna émergent jàpp nañu nag fitna bu yeewu ci biir Sénégal moom Seydou Sène nee na kii di Ousmane Sonko rek moo ko indi ci réew mi ba tax mu ne les objectifs de Ousmane Sonko sont fractionnistes maanaam divisé ak xaajale rek moom la bile mbindeef def muy credo ñu wax ak le mandat moom itam def campagne déguisée de Macky Sall en vue des élections locales Macky Seseko ak Koukoubendou waaye itam Wazabanga bi nga xam ni ay dëkk la yu fasantikoo fii ci réewum Sénégal moom le mandat moom la ñu xamal jàpp na ni kii di Macky Sall campagne déguisée la nekk di def jamono ji ñu wax ak lii quotidien moom itam ñëwaat ci port bu Ndayane nga xam ne mooy le futur port le plus grand investissement privé du Sénégal waaye ci loolu mi ngi fësal ni bi li réewum Sénégal 40% rek la am ci li nga xam ne nag mooy action jëm ci boobu les projets 410 milliards de francs CFA pour la première phase moom lañ daal di doore lii di port bi waaye itam 4 fois plus grand que le port de Dakar ñeenti yoon dina ko mat li nga xam ne mooy port autonome bu Dakar 100 000 employés
fas yéene lañu fa jël ci boobule liggéey ñu daal di wax rek ak enquête yéenekaay bi wax ni benn genre overdose la ñu nemmeeku ci lii di scandale yi jëm ci wàllum xaalis ca trésor public ak yeneen yu ni mel moom lañu ko nemmeeku foofule di ab scandale financier foofu rek ci trésor public ak yenn bërëb yi nga xam ni dañu fay denc koppar Les Échos moom daal di ñëw xëy ak ñun fësal nataalam bu njëkk moom itam ci li nga xam ni moo jëm ci investissement ci defarum port bu yees bi fas yéene am ci Sénégal ak réewum Sénégal bi nga xam ni moo nar a ëpp ci Sénégal mu wax le plus grand investissement privé de l'histoire du Sénégal lancé hier xeer bu njëkk bi démb lañu ko tekk ci teewaay ñi nga xam ni ñoo fas yéene bokk ci boobule liggéey mu le port de Ndayane couvre 1200 hectares pour 410 milliards sur 4 ans ñeenti at yi ñu dëgmal 410 milliards la ñuy fas yéene éjecté jëmale ko ci 1200 hectares yi nga xam ni fa lañ fas yéene def li nga xam ni mooy boobule port l'observateur daal di ñëw ak ñun ci mu def rek l'improbable histoire de Aïcha Ly l'étudiante portée disparue à Dakar réapparue en Côte d'Ivoire moom Aïcha Ly gannaaw ba mu réeree ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoo ngi ko foree ca Côte d'Ivoire la ñu ko daal di gisee loolu sax tak di maanaam li nga xam ne mooy kàddu yi yaayam yëkkati par téléphone daal di koy xamle mu ne la version de sa mère le coup de téléphone de son secoureur waaye itam présumé et les analyses yi nga xam ne jot nañu ko def jàpp nañu ñi dafa fugué wala sax dafa jël yoonu boppam ba tey ci biir l'observateur xëyee na ak ñun ci Covid-19 mu ne le pays Omicron onde près de 1000 cas en 72 heures lu toll ci junni doomi aadama jot nañoo am bile feebar ci ñetti fan dañu wax ak l'évidence yéeni kaay moom itam fasal ci xëtam bu njëkk njiitu réew mi ak naataangoom waaye dem wax ci wàllum dette bi nga xam ne nag lu toll ci 20 milliards bu Sénélec relation avec le pouvoir bi nga xam ni daal nañu koy amal mu ne le candidat itam de Yewwi Askan Wi jette l'éponge au profit de GBC waaye itam ci biir politique yi rek ñi di candidat yi Yewwi Askan Wi moom itam daal nay sànni ay lengeem wax na itam ci boor bi nga xam ni nguur gi amal na ko lii di Sénélec waaye itam mu def rek itoog dans le creux de la vague mu ngi noonu ci biir xëtam bu njëkk waaye ñu dem ak la tribune janvier sera compliqué et stressant ci lim ñu xamal mooy tribune mu ne weeru janvier bi nar na nekk lu compliqué ci askan wi waaye itam lu stressant dina xaw a jur ay jiixi jaaxa ci li nga xam ni mooy askan wi ndax booy fasal ci xëtam mu njëkk ñi di l'hôpital yi kër docteur Gayndey Sénégal ak kan bi ñu dëgmal waaye itam élection locale yi nga xam ne nag ñi ngi ko fas yéene door niki dibeer gii ñu dëgmal loolu la ñu la tribune xamal ba tax mu jàpp ne rek lii di janvier nar na nekk at weer bu compliqué ci askan wi ñu wax ak L'As Quotidien moom itam bi xëyee ci xëtam bu njëkk ak construction port bi nga xam ne nag moo fas yéene am ci Sénégal fële ca Ndayane ci 1200 hectares ñu éjecté 410 milliards yu ñu fa fas yéene def Macky rassure les impacts ñi nga xam ne moom lañ fas yéene yëkkati ngir defar rek boobule port moom Macky Sall mi ngi dalal seen xel di xam ne rek lépp luñ ci war dinañ ko ci def ba mu mat sëkk Vox Populi Serigne Mbacké Ndiaye la fësal la ci xëtam bu njëkk mu ne averti le duo Amadou Sarr ak Diouf Amadou Ba plutôt ak Diouf Sarr nga xam ne ñoom dañoo bokk ci jongante élection yi ils sont condamnés à gagner ensemble ou périr ensemble ñoom ñaar dañoo war a gagner ndoo ensemble wala ñu ñàkkandoo rek ensemble moom ki nga xam ne mooy Serigne Mbacké Ndiaye loolu la fësal ci Vox Populi ñu daal di wax ak Dakar Times moom itam fësal ci xëtam bu njëkk port de Ndayane en chiffre daal nañu koy wane moom itam 410 milliards la ñu éjecté ci li nga xam ne mooy phase bu njëkk bi 40% bi nga xam ne moom la lii di réewum Sénégal am ci actionnaire waaye itam li nga xam ni mooy 1200 hectares yi ñu def ak impacté yu ni mel moom la Dakar Times daal di fësal
ñu wax ak critique yéeni kaay plutôt moom itam daal di wax ak li nga xam ni mooy construction port Ndaya mu ne les dossiers sous le coude font jaser mu ngi doon moom Macky Sall daal di fësal ci nataalam bu njëkk ak ay ministre yi nga xam ni nekk nañ ci ginnaawam moom Macky Sall daal dina xam ne rek li nga xam ni mooy les hauts responsables épinglés dans leur gestion des ordinateurs waaye itam de crédit qui change ici avec les sous du contribuable mu ne de haut cadre du trésor et pointe des inspections étatiques mu ngi noonu moom Macky Sall li mu xamle ci critique yéene kaay mu ne dossier yi nga xam ne jëm na ci wàllum xaalis ak yeneen këru liggéeykaay yi moom daal nay teg ci table bi ay kàddoom ñu waaye ak l'info quotidien moom itam ñëw ak ñun ci Macky ba léegi mu ne Macky de plein pied dans la campagne moom itam dugg na bu baax a baax ci li nga xam ni mooy élection locale yi ñu dëgmal ak ay njegeñaaleem di leen wax rek ñu def seen kéemtalaay kàttan ba élection yi mën a jaar yoon ñu wax ak libération yéene kaay mu ne révélation sur une exécution Serigne Ousmane Diop a accouché plutôt Falilou Fall sur le dos avant de l'égorger mu ngi noonu couché plutôt ki nga xam ne nag ba tey si li nga xam ne ay révélation la jëm ci libération yéen kaay mu ne kii nga xam ne mooy Serigne Ousmane Diop moom itam dafa tëral kii di Falilou Fall ci wan ko ginnaaw laata mu koy rendi mu ne à l'origine du sanglant règlement de compte une dispute autour de 20 000 francs CFA et d'un téléphone volé 10 cornets plutôt de chanvre indien retrouvés dans les poches de l'assassin présumé déjà déféré en 2020 pour agression moom Ousmane Diop moomu nag dafa daal di faat ki di Fallou Fall ray ko deqet la ko def ci histoire 20 000 ak téléphone bu ñu sàcc waaye jàpp nañ ci moom mi nga xam ne moo faat kii di Fallou Fall fukki cornetu sinébar lañ daal di jël ci ay poosam mu nekk mbir moo xam ne tamit lu doy waar la moom la ñu libération xamal bu ñu jugee ci libération dañuy dem ak l'exclusive moom itam bi wax révélation de Kouthia sur les talents cachés du maire de Guédiawaye moom moom Samba Sine alias Kouthia loolu la ñu xamal ci talent yi nga xam ne kii di Alioune Sall mu ne un grand danseur de mbalax mi ngi koy tooñ moom Kouthia kii di Alioune Sall di maire bu Guédiawaye la xëy nag di tooñ di xam le ni nag ku mën a maanaam yëngal tànk la moom Kouthia loolu la ñu xamal bu ñu jigee ci fi nga xam ne nag mooy lii quotidien dañuy dem ak soleil national mu ne le Sénégal va grandir moom la ñu xamal voie grand plutôt moom la ñu xamal ndax port bi nga xam ne nag moom la ñuy def fii ci biir Sénégal la ñu wax ak 24 heures mu ne y a-t-il cohérence dans tout ça moom ab laaj la daal di samp jëmale ko ci njiitu réew mi ndax li muy def nii am na cohérence ak maanaam visibilité jëm ci li nga xam ne nag moom la njiitu réew mi di wax ñu wax ak stade yéen kaay mu fësal ci xëtam mu njëkk gayndey Sénégal mu ne les lions armés avec le drapeau national ce mardi tey jii lañ fas yéene jot li nga xam ne mooy drapeau Sénégal ngir rek wutali ca Cameroun fas yéene amal seen jongante Coupe d'Afrique des Nations réew mi quotidien le sauve-qui-peut diggante Ousmane Sonko ak kii di Khalifa Sall vers un retour des délestages maanaam coupure courant yi bu ñu moytuwul dana delsiwaat fii ci réewum Sénégal ndax bor bi nga xam ni rek amel nañ ko kër courant gii di Senelec dañuy jeexale ak sunu lamb bi fësal moom itam ci xëtam bu njëkk nataalu Boy Niang ak kii di Balla Gaye le combat jànq ne s'impose-t-il pas mi ngi noonu diggante Balla Gaye ak Boy Niang
ndax jàpp nañ ni combat bu war a mën a taxaw la ci biir arène nationale waaye itam wax na ak li nga xam ni Gaston Mbengue bi def sorteem xamale ni nag kii di Bombardier moo daal di jël raaya gi ci digganteem ak Balla Gaye 2 fils de Double Less moo ngi noonu Elimane xibaar yi wala boog li ëttu yëglekaay yi xëye tey daal di nay buur daañu ko gën a yaatal ci revue de presse bi bu 13h30 jotee ci xibaar yi ci kalamay Kocc Ba. déglooti sunu kër FM seeni kër laa man déglooti sunu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal sunu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba lu jëmale suñu réew kanam ba tax rek ñu daal di jóge ci li nga xam ni mooy suñu revue des titres di leen fàttali itam yéen a ngi ci la première radio africaine de Los Angeles waaye itam àdduna wër nga këpp ba ci sax réewum Sénégal Cœur de Ville foofu la ñuy émettre fii ci biir Sénégal ci Siin ak Saloum mën ngeen ñoo am ba tey ci suñu plateforme www.sunukerfm.com ak www.sunuker.com mi ngi noonu El Ibrahima gis nga njiitu réew mi daal nay def beneen baax jëm ci li nga xam ni mooy pose première pierre ci port bi gën a mag ci Afrique sowu jant waaye itam fii ci réewum Sénégal lay amee 4 fois plus grand port autonome de Dakar gis nga port autonome de Dakar déjà ni mu toll ñeenti yoonam la ñuy am fële ca Ndaayaan lañ koy defee ñu def ci lu toll ci 410 milliards ci phase bu njëkk bi ci 4 ans lañ koy tabax projet bi en tout mi ngi toll ci 3000 milliards ñu yëkkati ko teg ko def ko pour ci li nga xam ne mooy construction port autonome fële ca diwaanu Ndaayaan Elimane ban jàngat nga ci am. waaw xanaa di ko rafetlu di wax rek macha allah noonu la nit moom ginnaaw moom la ñu teg ci boppu réew mi yaakaar naa loolu moom moo loolu tax ñu teg ko fi muy réaliser. waaw muy réaliser même sax bu ko mënta yeggali bu ko bàyyi fi keneen yeggali ko waaye li ñuy ñaan yàlla rek mu bañ a nekk pose première pierre kese comme niñ ñu ko tàmbalee fii nii. teg bàyyi. waaw teg bàyyi parce que en général ñoom daal bu ñu ñëwee rek teg xeer bi moom fa lay maxee parfois sax mu toj fa duñ ko yeggali parce que gis nañ ko fii Kaolack. Mbaaru université Sine Saloum bi anamu. ah ñu noonu de ba léegi jotuñ ci. ah. ma ne ko ba léegi jotuñ ci. kan leen tegoon pause pour première pierre bi. man boobu est-ce que am naa bac sax. xam nga loolu boobu amu bac. amagoo bac. 2000. année bi ma amee bac maa ngi def seconde waaw bi ñu ne ñu yéen ñiy def seconde yéen bu ngeen amee bac si université si Saloum bi ci ngeen di jàngi jee yéen ci ngeen di fa lañ leen di orienté boobu ñu ngi def seconde. waaw 2014 la. bi ngay def seconde ba léegi. gisagoo benn xeer bu ñu. ba nga am licence ba ma am fi licence ba. di waaj master. waaw mu ngi noonu nag waaw di wax rek ñoom vraiment keroog rek ñu ngi koy wax ci suñu émission. nee nañ fu nekk rek nañu xool li mu méngool ñu def ko fa parce que Ndaayaan buñ fa defee port lu war la. te loolu noonu day gën a suqali rek suñu koom-koom xam nga ne port moom bokk na ci li gën a tax dëkk di suqaliku. te boo xoolee dëkk yi nga xamante ne ñoo ñu wër yëpp daanaka seen marchandise yu bëri fii lay jaar ci port autonome bu Dakar. kon loolu bu ñu defee beneen port boo xamante ne bu mag la comme ni nga ko waxee léegi ay milliards yu bëri lañ si sotti. loolu tamit 3000 milliards 3000 milliards loolu du caaxaan. jaaxaan loolu nag su fekkee ñoom niñ ko waxee noonu lañ ko defee
loolu gëm naa ne Sénégal dana gën a suqaliku parce que boo xoolee port autonome bu Dakar li fay liggéey ci ay ndaw bëri na ñoo xamante ne bu ñu xëyee fa la ñuy xëy muy biir Dakar waaye itam ñi nga xamante ñooy jógee ci région yi di liggéey foofu bëri nañu lool kon bu ñu créé waatee beneen port yaakaar naa danañu gën a xale yi danañu gën a am fu ñu liggéeyee loolu daal nekk na loo xamante ne lu am solo la man daal li ma leen di wax rek mooy mbir mi daal comme ni ñu ko waxee ñaata at la wax lañ koy liggéey. phase bu njëkk bi si ñeenti at. nañ fexe phase bu njëkk bi si ñu ngi ci 2022. 2022 kon 2026. waaw dana fekk daal phase bu njëkk bi mat. loolu daal ni ñu ko waxee nañ ko defee noonu yaakaar naa bu ñu ko defee noonu rek benn rëcc daal du ci am benn regret du ci am. mi ngi noonu de en tout cas mi ngi noonu li ñuy wax rek nañ ci bàyyi xel. bu baax a baax c'est une chose wax dëgg yàlla lu baax la parce que gis nga port autonome instant bi ni mu mel depuis temps colonial yi ba léegi port bi mi ngi fi donte ni sax am na yenn façade yoo xam ne peut-être def nañ ci taf yëngal ak yooyu noonu mais dafa jot ñu désengorger fi nga xam ne mooy Dakar du port autonome de Dakar kese mais am na yeneen multiservice yoo xam ne wala yeneen entreprise yoo xam ne jàpp naa ne war nañ koo mën a délocaliser yóbbu ko ci yeneen région yi parce que tey jii nekkul ne Dakar même bu dee Dakar mooy capitale li nga waxoon la dernière fois ci semaine passée mën nañu am ñett ba ñeenti capitale fii bii Sénégal Ndar mën na doon capitale Kaolack gii mën na doon capitale feneen ak feneen Casamance sax mën na doon capitale ñu def fa ay entreprise def fa ay yeneen ak yeneen yoo xam ne parce que tey booy xool Sénégal li ko war presque ndox la Sénégal presque li ko war ndox la benn buntu lañ am ñun wala boog ñaari buntu booy xool sax benn buntu la Sénégal benn buntu la waaw benn buntu la yeneen kii yi ay pays frontalier la mais li ci ëpp ndox moo ko wër am na yenn endroit yoo xam ne mën nañ faa tabax même bu dul port de grande dimension sax mu den ay petit port yoo xam ne dina permettre yeneen bateau yi nga xam ne ñi ngi ñëw te duñu am espace ñu taxaw foofu jël seen bateau yu ndaw rallier dem Dakar. dagguma la sax Macky Sall la dernière fois mu ñëwee fii di def campagne ci élection yi mu mujj a def nii yaakaar naa 2000 ñaata la woon. 2019 newoon na port autonome bu port Kaolack bi dana ko waxi defaraat ko ba mu méngoog jamono. dragage waaw ba yenn bateau yi di mën a ñëw fii bi mu ko waxee fan yooyu gis nañ fi ay machines yu ponkal yoo xamante ne ñëw nañ pour wax yi waaye dañu ko woon ba ñu gis machines yi kenn gisatu ko. xëy rek dem. machine kenn gisatu ko. dañ ko xëy rek dem. xëy rek dem. day na mooy loolu noonu vraiment ay mbir la yoo xamante ne boo koy gis rek buñ la diggee rek yow dootoo mën a gëm. waaw parce que port Kaolack bii su fekkoon defaraatoon nañ ko ba mu méngoog jamono. yaakaar naa ki nga xamante ne moom moo fi doon jógee di dem port autonome bu Dakar war naa mën a rester fii liggéey. parce que boo xoolee fii nii camion yu bëri yuy dem ba Dakar di fa jëli ay marchandises. su fekkoon bii defar nañ ko bu yegsee rek. mën nañu man kay Maliens yi jëlatul ñuy dem ba Dakar di dañuy yem fii nii te loolu dina gën a suqali Kaolack. waaw économiquement suñu tali yi su fekkee tali diggante Fatick Kaolack mu ngi doon bon diggante Fatick Mbour mu ngi doon bon wala diggante Fatick Mbour Dakar mu ngi doon bon. dana wàññeeku parce que li ci gën a bëri yëpp li koy def mooy camion yi poids yi parce que man dama ne est-ce que gars yi ñu ngi contrôler poids yi ci kaw tali bi. waaw surtout parce que am na pourtant ñu ngi koy contrôler waaw peesage beeg yooyu noonu mais est-ce que buñ la contrôler la ca war ñu ngi koy def. waaw mooy affaire bi parce que Sénégal xam nga nu muy doxee. loolu de am na. waaw kenn mënul wax lépp. voilà mu ngi noonu loolu de am na Cheikh Tidiane. dama lay jaajëfal ci li nga xamante ne moom nga indi muy pooru Ndayane baax na de du ma ne baaxul mais balaa ngaa suqali pooru Ndayane dafa am lu ko jiitu mooy pooru Kaolack bi ci li Elimane wax. parce que mënuma comprendre nga ne yow Kaolack mooy deuxième ville du Sénégal balaa ngaa dem di def fee 3000 milliards fii da ngay indi woon nañ ay bateau comme ni ko Elimane waxee c'était en 2019 indi ko wan ñu ko ba élection yi passé ñu jël yóbbu ndax dañ ñu ko doon naxee Kaolack tolatul fu ñu naan dañ ñuy naxee wala ñu naan ñu Sonacos moom dee na parce que kenn liggéeyatu fa
donc lenn rek lañ mën a def mooy ñu wàq géej gii defaraat port bi ba mu baax ba mu méngoog jamono bato yi di fi wàcc camion Mali mën ñoo may jàmm ba nga xam ne dañ leen di defal ay voies de contournement nga xam ne bu ñu ñëwee dootuñ demati sax Dakar loolu mooy objectif président Macky Sall mais nag comme ñoom seen vision dañ ko jël yemale ko diggante Dakar Mbour looloo waral lu ñu wax rek ñu ne pooru Ndaayaan balaa nga ko wax dafa am port bu ko jiitu mooy pooru Kaolack bii pooru Kaolack bii moo ko pooru Sine Saalum gi nga xam ne lu ñu fi am ci électorat fii lañ ko amee ñun moom wax dëgg fa yàlla xaw ma dañ ñoo fàtte xaw ma lu ñuy def malgré que ñu ngi defal ay infrastructure du ñuy defal ay tali karo di ñu ko naxee du ñu defal ay assainissement di ñu ko naxee comprendre Cheikh Tidiane doguma la mais tali karo yi boo diggante Niassène buntu kër ku tedd ki Cheikh Ibrahima Niass al Khalif daa dégradé wu moom foofu noonu yàqu na de mooy bi ñu amee problème fii nii tali bi voie de contournement bi ñu ko defee woon waaw gaa yi jaarale sa camion Mali yi ci ko tali karo boobu noonu ana tali karo bi léegi waaw déggoo lu ma la dama ne la ñu ngi naxee ay tali karo waaw parce que buñ ne assainissement buntu police boo fa ñëwee rond-point bi chaque jour canalisation boobu daal di toj ndox mi daal di nekk fi ne nii pour nga jàdd dem marché central foofu moom mujj nañ koo baare man même bu fekkee municipalité mënu koo defar sax mais suñu réew mi ci boppam suñu administration bi toujours nee naa leen dañoo mel ni ku yor administration fictive maanaam au lieu ñu defar déedéet duñ defar du information sax parce que bëgguma ko wax sax si rajo mais Ndeye Marie Daba Kaolack gi am na école yu bëri amuñ ndox te ñu nekk ci digg pandémie école yu bëri nag école primaire yu bëri ñi ngi wax municipalité c'est le conseil départemental moom moo yor école yi damaa xamul nag nan lañ def ba assainissement manqué ci école yi parce que boo amul ndox moom doo def assainissement kër yi leen wër fa la ñuy dem di ñaan ndox pour effacer table pour élèves yi mais imagine bu élève feebaree foofu daanu fa kooku bu amul wëllu dëgg dana dee ñu toll ci 21e siècle nga ne yow da nga bëgg sa éducation avancée nga ne da nga bëgg sa santé avancée nga ne yow da nga bëgg avancer économiquement comme démb ni ma ko waxee te yow ca askanu réew yëguñ ko boo déggee ñu ne 3000 milliards sànq yaa ngi koy wax avant ngay def revue des titres 40% la ci Sénégal am. surtout ça moom xam nga loolu amul sens boo ñëwoon ci pooru Kaolack bii nga def ko lu mu dee population Kaolack danañ ci am seen 70% parce que lii wàqe la ak defaraat kese donc man dama yaakaar ne seen vision parfois dafa mel dañuy saboter xaw ma dañuy gouverner pour saboter xaw ma dañuy gouverner pour yëpp population bi mais li nga xamante ne moom la ñu war a def wala mooy seen priorité moom duñ ko def dañuy fay bàyyi priorité dem ci ay futilité defaral li nga xam ne moom mooy dëkk yi wër diggante Kaolack ba Tambacounda boo ko defaree wallaay Azim ñu bëri kon dootuñ defati l'exode rural ndakaaru fees na dell kenn xamatul lan lay nirool sareetu fas yeeg fees fa dell kenn xamul ndax capital la kenn xamul ndax village la donc te loolu noonu yëpp lenn indiwu ko lu dul lenn rek moo ko indi Ndeye Marie dëkk ba gars yi bay lañ yaakaar te buñ bayee gis nga ngooñ lañuy am buñ ko roñee dem jaayi ko Dakar xaal gi yëpp dañuy préféré dem jaayi ko Dakar ñoom loo gis rek dañuy foog ne Dakar lañ ko war a dem jëli te gis ko yóbbu sax ndeysaan delloo si waat wala mu yàqu fa te li nga wax rek Kaolack Sénégal tollatul fu muy amee benn capital nañ defar fi ñuy wax ay deuxième ville ñu ngi nii Gambie ngi nii jege ñun nañ réfectionné Kaolack defaraat ko ba mu baax Saint-Louis ñu ngi nii rey nañ ko ba mu dee loolu rek dafa doy sëkk ñu ngi nii rey nañ Tamba ba mu dee nee naa la à part Dakar Kaolack moo ci toog yeneen Sénégal yeneen régions yi ñuy wax yëpp du région ay village nii rek parce que amatul dara benn infrastructure amatu fa te ñu ngi nii di ñu bëgg a rey ak élection locale ay 47 communes ak 50 lu ne ñu wax te amul sens xaalis bii ñuy jël nii di ko def ci élection yi nañ ko delloowaat ci askan wi ñoo ko moom Ndeye Marie askan wi soxla wuñ ceeb ak diwlin nañ créer ay emploi nit ñi liggéey ca ñu bañ a exploiter nit ñi maa ngi gis benn société boo xam ne benn société téléphonique mi ngi waaj a dàq ay employé am te état bi waxu ci dara mënoo tijji benn société téléphonique nga jékki-jékki jaay say puce ba mu neex la nga ne waaw damaa daanu damay tëj commencé ngaa dàq parce que waa ji du ma tudd turam da koo tàmm yàgg na koo def fii société Sénégal bu dee njawar moom may dégg moom xam na ki ma koy wax
dem na fi taal société am taal nii mu tàkk jéppit mu ne daa lakk. mu ne dafa lakk te moom moo dem ca guddi ga taal ko Ay. bi gars yi defee enquête ñu xam ne moo ko taal génne na fi puce téléphonique di jaay mënatul dem léegi mi ngi commencé di dàq comprendre léegi dañuy dem sa ba puce bi téeméer lañ koy jaay ba mu sotti. ba mu sotti te état bi moom mu ngi koy seetaan ne ko ba mu sotti. waaw njawar moom dana xam moom kan laa koy wax moom nandite la du ma tudd turam waaw Ndeye Rokhaya ziar naa la. loolu ziar Ndeye Marie di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy teewlu ci www.sunuker.fm Ndeye Marie tey président dafa indi lu am solo mooy pooru Ndayane dañ kaa def tamit fi ñu ko war a defee mooy pooru Ndayane mu ngi noonu Ndeye Rokhaya Sall la ñuy daal di dalal ci fi nga xam ni mooy biir émission sunu kër mu ngi noonu port bu Ndayane man ñuy wax ak yéen sax xawma fuy Ndayane nag bu dëgg rek neexee bu dëgg rek desee xawma fuy Ndayane xëy na daa soxla bu ma tanee fuy Ndayane wala Ndeye Rokhaya ñoom ñi nga xam ne peut-être dañuy tukki peut-être lu bari ñoom dinañ xam fuy Ndayane ala Ndeye Rokhaya xam nga fuy Ndayane waa Ndayane xam naa ko kon jàppale ñu ci Ndayane dëkk lébu la kon jàppale ma ci Ndayane ndax su ma fa bëggee dem du ma ngeen réer baal ma ci voix bi dama soj ay nappkat ñoo fa dëkk ñu def ko fu ñu ko war a defee nag mu toll si 3000 milliards du loolu ngeen wax n'est-ce pas waaye Ndeye Marie li may ñaan mooy bu ñu wax ay bétekete rek ñëw ne teg nañ pose première pierre ñu toog fii ay yeuz duñu gis port duñu gis ay bateau duñu gis dara Ndeye Marie nañu waxante dëgg loolu dañ ko tàmbu Sénégal dañuy ñëw ne teg nañ pose première pierre hôpital sangam wala école ndangam wala nangam nga toog mun nga fi dem ba bu doon xale la mun nga fi màgg ba sëyi fi ba am fi ay doom te doo ko gis loolu la ñuy ñaan ne comme lii ñu teg nii nañu fexe rek ba niñ ko doon defee ci yeneen yi bu ñu ko defee nii li ngeen wax tamit dëgg la gis nga pooru Ndayane am na solo am na sens mais defar délocaliser les industries yóbbu leen ci yeneen régions yi dafa am solo parce que mënuñu jël industrie yëpp concentré ko au niveau de Dakar te Dakar moo gën a nekk ci ville bu gën a ndaw ci Sénégal Dakar léegi pollution bi fa la ëppee ku jóg foog ne lépp Dakar la mais yeneen régions yi am nañ ay ressources am nañ ay potentialité yoo xamante ne nii war nañ faa yóbbu industrie yi délocaliser ko ba nga xamante ne nii danañ ko séddale ba sénégalais yépp mun ci gis seen bopp waaw mais imagineel man su ma bëggee Ndeye Marie jaay ay dàll il faut ma dem ba Petrosen ba Dakar jëndi ko ñëw fii Kaolack di ko jaay lan moo tax ñun mënuñu am ay usines yuy defar dàll ci yeneen régions yi lu tax mënuñu am usines yuy defar yére te matière baa ngi fi mu ngi fi lu tax loolu ñun mënuñu ko su ma bayee foog naa ne man li ma bay su ma ko jaay jiwul Dakar du jar lan moo tax man fi ma dëkk mënuma ko fa jaay wala boog Dakar ñoom lañ liggéeyal xaalis yeneen sénégalais yi liggéeyaluñ leen xaalis ñoom amuñ xaalis buñ ko jëndee te coono nga fa la ëppee ndeysaan fa la ëppee yow xa nga xëy suba ba jant bi soo fi nga bëgg a dem doo fa egg ndax xataay nañu génnee industrie yi nañu génnee entreprise yi délocaliser ko ci région yi pooru Ndayane bi am na solo lool mais dafa jege ba tey Dakar ba tey dafa jege Dakar ndax yow Ndayane boo ko weesoo yàggul dara ngay dugg biir Dakar kon ana différence bi bëriwut nañu génnee industrie yi nañu génnee entreprise yi pooru Kaolack bii nii depuis 2019 ba léegi ñu teg fi pooru Kaolack dara man Kaolack gis nga fu fi industrie industrie bii nii moo nekk Kaolack lii lañ fiy liggéey man loolu man gisuma ko Kaolack gisuma ko Thiès gisuma ko fenn surtout ma région de Ziguinchor foofu nga xamante ne nii dañu fa am ay matières premières yu différent gisuma fa benn usine buñ taxawal au niveau de Ziguinchor nañu génnee industrie yi man daal loolu laa siy wax li mu def nag rafetlu nañ ko ndax nit bu defee lu baax danga koy rafet waaw waaye mu am continuité mu ngi noonu mu am continuité waaye leneen li nga xam ne nag lii di ëttu yëglekaay yi daal nañu koy fësal ñoom itam ci seeni li nga xam ne mooy yéenekaay doomi aadama bi nga xam ni moom itam daat nañu koy faat fële ca fa nga xam ni mooy dëkkam di wuyoo ci turu Fallou Fall ki def li ni mel di Serigne Ousmane Diop moom lay wuyoo bi mu koy faat nag moom da ko daal di tëral maanaam daf ko dëpp daal di koy égorger maanaam rendi
ci histoire ñeenti junni ak téléphone boo xam ni dañ ko sàcc waaye tamit waa ji nga xam ne jàpp nañ ko ki def li ni mel di Serigne Ousmane moomu danaa ko war a woon tudd Ousmane nag wax dëgg yàlla mënoon nañoo seet beneen tudd Fatou Badiane wala ma xujja mu ngi noonu waaye Ousmane daal def na jéey yoo xam ni te biñ ko jàppee fekk nañ ci moom fukki cornetu sinébar muy yu bon yooyu ñuy faral di utiliser fukki cornet lañ fekk ci moom dañ ko defeere direct moom 2022 moom lañ ci njëkk a jàpp moom lañ njëkk a revue de presse ci 2022 l'homme de l'année moo ngi noonu mooy l'homme de l'année lii yëpp lu ko waral mooy nit ku lucide du def nii waaw da ci nit ku léeg-léeg lucide mu am nag nit ku lucide ganaar sax da koy ragal a rendi lii nii yëpp drogue bi la fees dell ci Sénégal ñëpp di tux ñëpp di naan ñëpp di def lu leen neex koo ci jàpp fi ne nii kaso yi dafa fees dell boo waxee ñu ne Macky Sall li mu waroon gracier daa tuuti daa waroon gracier ñi dafa ñun ñu deful dara ñi ngi fi toog di liggéey suñu liggéey boo waxee ñu ne nañ ko bàyyi deful dara demal à Dakar nga xeex ak nit ci problème mu 40 000 wala 10 000 nga jam ko paaka rendi ko wala nga def benn affaire wala nga jël birig dóor ko wala lan léegi buñ la jàppee ay mbokkam di jooy ne seytaane moo bëri doole fekk seytaane jaaru fa sa doom daal bu fekkee day foyee cigarette teel ko cee jëlee sinon nga xool entourage am boo xoolee entourage am ñuy tox di jaay affaire banditisme xoola temps yi réseaux sociaux yi boo ci duggee ñi nga xamante ne ay ancien bandi lañ boo leen gisee loolu sax man d'accord naa ñi ko def ñu dugal ko ci réseaux sociaux yi ndax ñi ko doon waaj dana xool démb rek am na reportage ma ci doon seetaan waa ji kanam gi yëpp lañ yàq ñu ne ko loo regretté mu ne pourquoi ma doon bandi sama morom yëpp am nañ jabar fondé nañ famille man maa ngi ni bëgg jabar fu ma dem ñu ne moom duñ la may xoolal loolu mu ne yéen ñiy waaj banditisme amul solo mu ne ma kaso ba dañ ma faa dóor sama cër yëpp a dee fi ne nii xale bu ndaw sax bu ma tooñee mën a ko baal naa la dafa am sens amatul sens El Ibrahima dégg nga li Serigne Ousmane Diop daal def ki nga xam ne mooy Fallou Fall dëgg yàlla mënoon naa ba tiim am sëñ Fallou nag naan da koy kii nag tamit eli tamit Sénégal li ñu war a wax bari na de Mari Dabo man li ma jaaxal chaque jour rek ñu wax ci rey Sénégal moom léegi moom rey gi moom dafa mel ni tulleeg màlle man bi ma nekkee xale seetlu naa su ma gisaan wala su ma déggaan ku ñu rey dama ko déggee Sénégal RFI ngay jàpp effectivement justement information commencé nga dégg ne dëkk nangam ci biir Afrique ma ne ko justement ñu ngay xeex ña ngay reyante wala nit rey na fa nangam nit def na fa nangam ñun buñ déggaat rey rek rebelle la waaye léegi rebelle yi ñun rebelle yi reyatuñu ñun léegi ñun ñooy suñu rebelle bopp ñooy suñu rebelle bopp de ñooy suñu assassin yi bopp vraiment dama xamul 20 000 francs ak téléphone bu ñu sàcc ak téléphone bu ñu sàcc loolu lan la mën a njëriñ nit ba mu mën a faat bakkan ak bakkan nu mu toll doy na waar de keroog rek ñu koy waxtaanee fii ne ko doy na waar de loolu moo tax man la kaso yi dinañ gën a fees rek parce que gis nga fu kooku rey nañu fi mu ne nii yóbbu nañ ko kaso ñu ngi yokk kiiwu kaso yi li roxee waxoon keroog waaw lim bi li roxee waxoon keroog rek gis nga foog ñu indiwaat ko waaw peine de mort bi foog ñu indiwaat ko di ko def live en direct buñ ko defee képp koo xam ne rek reykatu nit nga woon nga xam ne boo reyee nit bu ñu enquêté ba jàpp la dinañ la faat nga balaa nga koy def danga ko sóoraale bu baax a baax waaye drogue gi moom drogue gi ni muy duggee ci réew bi dafa garaaw de ni mu fay duggee moom daa garaaw te parfois ndeysaan ñu haut placé yi ñoo ko fi dugal man looloo ma jaaxal ñu haut placé yi ñoo ko fi dugal Sénégal la on sait tout doy na waar de Sénégal la on sait tout drogue bi muy duggee man damaa xamul drogue bi fan lay jaar Elimane doguma la sax montage amatul comme ñoom grève nañ police yi dem toog ci seen brigade yi barki démb rek Ndeye Marie journal nga ko fii loolu la barki démb rek non dama ne la xam nga bi waaw bu njëkk montage yi niñ daan def montage yi dafa bëri woon ñu doon contrôler oto yi léegi ñoom ñëpp ñu mànkoo daal ne dañuy grève léegi nag policiers yi ñoom itamit ak gendarme yi dem toog dem jàpp seen ñaamba contrôle boobu noonu amul suivi du contrôle dañ leen waxante dëgg li xew Sénégal ñëpp xam nañ ko dañ ci dëgg suñu tànk est-ce que xam ngeen ne chauffeur yi jooyu ñu woon montage yu bëri jooyuñ ko montage bu bëri kenn du ko jooy ñoom seen kii affaire permutation yeeg mutation tour yeeg yooyu noonu seer bi mu seer
waaw ñoom loolu lañ doon corruption grève bi ñuy- corruption bi ñu leen di voilà defal laalal baaraam bi mari daal Dabo. waaw corruption bi ñuy def waaw mais Ah. xam gis nga nga corruption boobu fekk jugul Sénégal drogue du fi jóge waaw loolu de cigarette am du na fi jóge sàngara du fi jóge déedéet Ndey Mari ñu ngi jaay si école yi sàngara fukki dërëm di ko jox suñu doom yi Hmm? naan leen jus la te fekk ne du jus sàngara la école yi fii yu bëri yoo xamante ne nii tey seen xale yi dañuy dem foog ne jus la ñu ne leen kaay leen jënd nekk te sàngara lañ leen defal ci ay sachet gis nga directeur école bi mu ko découvrir moom gis na ne xale yi ñi ko jot a jënd ñoom bu ñu ko naanee bu ñëwee classe rek dañuy commencé di wëccu automatiquement dañuy feebar Hmm. gis nga mbon googu noonu ñuy bàyyi muy law di law di law loolu noonu lañu war a arrêté corruption Il est fekk temps. jugul Sénégal ah drogue du fi jug ak laisser aller sàngara du fi jug dara du fi Ndey Mari man su may dem Gàmbi gu ndaw gii rek su ma amul laissez-passer dagguma billet du ma dugg Gàmbi dinañ ma contrôler ba man duggoon daan nag ñoo xamante ne ni duñu ay sénégalais de ay guinéen la yoroñ identité dañ leen di téye ci poste bi waaw nga soo fayul xaalis bu weex tàll doo jàll Sénégal sénégalais ak ñëpp lañ si yemale boo dul gambien da nga fay xaalis bu weex tàll doo ko jàll yow Sénégal bii nga xamante ne ni mat na ñaar fukki yoon Gàmbi fu neex waay duggee xoola fan yee ñuy wax benn Burkina be moo doon violé benn xale xawma Congo la xawma la nag la ñooñu nan lañ def ba dugg Sénégal nan lañ def ba dëkk Sénégal doo fay séjour man dëkk naa ak benn boutiquier mu ne ma man bi ma nekkee Gàmbi sama boutique chaque fin du mois damay fay 50 000 ci seen xaalisu Gàmbi pour man ma mun a jaay si dëkk bi mu ne ma fii dafa neex bi mu ñëwee ñoo bokkoon kër man maa koy tibbal añ mu ne ma fii doo fay dara doo fay séjour doo fay dara loolu mu ne ma man dootuma ñibbi Gàmbi sama papa mu ngi foofu yor fa boutique am waaye man boutique bii ñu ma jox dootuma dem ndax Gàmbi damaa sonn tamuy doomu te dëkk ba Gàmbi dafa ndaw ma ne ko tamuy doomu dëkk ba sax surtout doy na war en tout cas moom léegi doomu dëkk ba Guinée la jóge ay Guinéen lañ fii de moo amul ñu kubéer ñëw Sénégal gis waaye nga neex Sénégal ray bi bëri na ñaawteef yi bëri na nañ ko waxte dee tamit jaay bopp suñu jigéen nañ ma baal ci kàddu gi ak góor ñi jaay seen bopp gi ñuy jaay seen bopp bëri na te kilifa yi waxuñ gis nga nag suñu kilifa diine yi tamit war nañoo génn wax gis nga Maam Abdou dañoo wax ba Aziz sonn bilaay dañoo wax a wax ba da daan sonn toog dañoo wax ba sonn defar roqee leen jikko yi def leen nii def leen ne mais gis nga Ndey Mari wax bi du wees nañuy dëkk di sonn wax nañ de nañuy dëkk di wax suñu kilifa aada yi tamit nañ leen di bàyyi xel ci li ñuy wax gis nga li ñuy wax nii du njëriñu kenn njëriñu ñëpp la gis nga yàlla suñu borom su kenn di def lu jaaduwut nga toog ne sama yoon nekku si bu ay bi di ñëw yéen ñëpp la ciy boole moom lijjantiwut kii wala kaa kon nag nañuy wax ba pare di orienté xale yi di leen orienté ne leen nii la ak naa la rey gi bëri na peine de mort bi man dama koy wax à chaque fois nañ ko indi yàlla du wax ci ay caaxaan ku fukk bët nañ fukk sa bët ku dagg nopp nañ dagg sa nopp ku dagg tànk nañ dagg sa tànk ku sàcc nañ dagg sa loxo mais gis nga Ndey Mari yàlla moom moo ñu bind moom moo ñu yërëm lan moo tax ñun ñu nekkoon ñun yàlla li mu ñu tegal duñu ko def déedéet waa ndax suñu kon dañuy rayee gore ba ëpp su di rayee kii rey wi day bëri ma ne kon dañuy gore ba ëpp ndax yàlla ñun gënuñoo xam suñu bopp moom mi nga xam ne moom moo ñu sàkk bind ñu wàccee ñu kaw si kaw suuf yàlla moo la gën a xam sa bopp nga ne man du ma ko def ndax yow yàlla amoo xel man maa la ëpp xel te yow yàlla bind la ne ko ndax ñu sañ koo wax nit ne nii dama fekk loolu nag moom mu ngi am Sénégal moom dëgg la Sénégal du réewu théocratie réewu démocratie la waaye nag peine de mort bi nañ ko indi mais tey yow Elimane tey xoolal États-Unis d'Amérique par exemple pourtant ay jullit a nga fa jullit ñi foo dem ña nga fa te ñoom seen charte réew du min daa fon du ko teggi moom min daa fon du ko teggi da ngay rey nit ñu def la peine de mort en direct lañ lay rey exécuté la say mbokk yu toog ñu tëral la ci guillotine bi wala ñu dagg sa bopp wala ñu tëral la injecté la ngay kaddi ba sedd say mbokk di la seetaan say jabar say doom say yaay sa papa ñëpp toog en direct ñu def ko ci télé bi def ko ci site yi di la seet lan moo tax ñun Sénégal tamit nag mënuñoo am wax ñu ne la Sénégal 99% des musulmans 1% te pourtant fait mix la jullit bu ñu jàpp tëj la ci kaso yi nga rey bu dee jullit bu nekk Amérique juddoo fa nekk jullit nga rey Amérique dañ lay def niñ lay def sa moroomu catholique yi nekk Amérique est-ce que ñoom dañ ñoo gën ñun déedéet ah est-ce que ñoom dañ ñoo gën
est-ce que tey jii tamit Elimane d'une part pauvreté bi bokkut li tax ñuy reyante suñu biir maanaam ndóol gu metti gi est-ce que nekkul benn facteur boo xam ne itam day tax nit ñi di reyante seen biir. waaw Ndeye Marie du ma la. Elimane Birahim Ka Eli Birahim Ka. Eli demal. Eli demal non demal Cheikh Tidiane demal. waaw Ndeye Marie da nga laal benn question bu sensible dama ne la li gën a bon ci doomu aadama mooy mu am envie xam nga nee nañ la le travail éloigne de nous 3 grands mots l'envie le vice et le besoin yow nee naa la boo toogee nee naa la nga toog yow kese rek baaxul sàkkantuma nga teg ci ñàkk am liggéey teg ci di tux yàmba loolu da ngay dem ba da ngay yoon jikkoy rancune da ngay préférer rey nit dem tëddi kaso sax moo lay gënal boo gisee parfois coowal 20 000 di am xaw ma nag la ca biir mais comme ça coowal 20 000 am nga gis kenn ki rey moromam daa sës parce que ñëw na di ko laaj ñëw na di ko kii te ba pare yàlla nañu lii gars yi di wax naan yonent yàlla Muhammad lim gënoon ragal ci àdduna mooy ñàkk te Sénégalais dañoo nekk dëkk boo xam ne kenn du dimbale kenn il faut que ñuy dimbalante il faut que ñuy jàppalante il faut que ñuy waxtaan ak nit ñi di leen laaj lan mooy seen vice il faut que ñuy waxtaan ak nit ñi buñ leen gisee nee naa la boo gisee keroog bi ñu fi indee temu viol dama ne la boo nekkee ci am na âge boo xam ne boo ko amee mag ñi bu njëkk ba dañ la daan takkal jabar ndax doo def musiba mais Sénégal dañ lay seetaan di la seetaan parfois da ngay dugg sax booy na la an sa nijaay bu la laajoon sa CV foo mujjee ak moom comprendre nga duñ la dimbale Sénégalais moom nga baal ma ci kàddu duñ dimbale Sénégal du dimbale nit kuy dund day bàyyi ba nga dee mu dem jënd nag wala nga bàyyi ba xiif rey la mu dem jënd nag ñëw ñu daal di taal fukki mbana ñu naan kon am na ay mbokk chaque jour nga gis ko Ndeye Marie dans la société sénégalaise chaque jour que jëfee chaque jour nga gis nit tëdd du am dara du demee hôpital ñu rejeté ko ba mu dee nga gis ay 4-4 ay 8-8 gaare ñu ne kon kii amoon na ay mbokk ñu ñëw jënd nag daal di def noos gàddu seen iPhone seen caabi oto photo wu daal di dem seen yoon mais kooku bu muy dund boo ko joxoon amaana maanaa sax du dee wala stress du ko rey mais bon c'est ça le Sénégal wanewu gi télé yi rajo yi ku ne di wanewu maa am lii maa am laa kii di wax kàddu yu rëy kii di wax kàddu yoo xamante ne warut jàll sax ci rajo kii di wax ay kàddu yoo xam ne warut jàll sax ci télé ndax kañ fay teg deful formation ñee ñooy ku ne di wax nga baal ma ci kàddu yi waaye daal li nga question bi nga laaj mënuma ci woon ñàkk bañ a tontu lii da dama ko guuxoon mais Eli tamit bu ñu ñëwaatee si ndóol gi su ma nee ndóol mën na bañ a nekk sax ci ay lekk ak naan ay solo ay am liggéey mais ndóol valeur waaw ndóol valeur tamit jàppoo ni bokk na ci li nga xam ni dina tax nit di def loo xam ni tamit safaan bala gis nga bari daaw seen ndóol valeur boobu nga wax noonu loolu moom yaakaar naa léegi Sénégal loolu lañ gën a ñàkk fi mu ne nii ko lekk sax naan valeur moom maanaam dañ koo amatul Sénégal liñ ko doon nawee li taxoon nit ñi di bëgg a ñëw Sénégal waxal ca kaw teraanga ji loolu moom moo amatul Sénégal man damaa xamatul lan la ci yar gi la wala nit ñi ni jamono ji changé léegi ak télévision yeeg ak ñiy seetaan moom moo leen di encourager bi ñu def yenn yi parce que sénégalais bu njëkk dafa amoon jom da ngay gis ndaw joo xam ne dafay am jomb yenn yi mais sénégalais léegi jombatul dara li ñuy def ci mbedd yi li ñuy def ci biir kër yi wala ci biir néeg yi jombuñ ko sax def ci mbedd yi parce que man benn jour maa ngi doxantu ci mbedd bi dajeeg ñaare benn xale bu góor ak benn xale bu jigéen ñuy dem bay tàgguwante ma gis ñuy def loo xamante ne loolu tubaab yi laa doon gis ñu koy def Badou ah doy na waar mais vraiment ñun loolu dañu amoon kersa pour def ko ci mbedd léegi de kenn amatul kersa mais léegi ñun loolu maanaam vraiment xoolal bu njëkk nit balaa ngay génn sa kër da ngay li nga sol da nga koy seetluwaat xoolaat mais léegi xoolal maanaam bu ñu solee sax baa génnee ko noonu ci biti loolu defuñ ko muy dara génnee say awra ci biti defuñ ko muy dara wala boo ko deful sax doo nandite lañ lay wax
amatuñu valeur yar gi moom waxaale wuñ ko kenn amatul yar kenn amatul respect kenn déglootul kenn billaahi sànq yaa ngi ko doon wax mais vraiment ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàmm suñu diine ji ñoom it nañuy wax parce que loolu moom mooy seen devoir wax ji amaan na bu ñu waxee bu leen ñëpp dégluwul dina am ñoo xamante ne bi dinañ leen déglu ñu changer parce que képp koo fi gis rek am na fu mu tënku képp koo fi gis rek am na fu mu foo xamante ne fa la jokk waaw te ñooñu noonu yàlla may na leen baat boo xamante ne bu ñu waxee rek nit ñi bàyyi leen xel seetluñ ko fii le 23 juin la woon de si le Sénégal tàngoon fii mais fan yooyu rajo yëpp dañoo jëlaat ay waxtaanu maam Abdoul Aziz Dabakh di ko teg ci rajo yi mais xoolal affaire dafa fay problème bi waxtaan woowu dafa mel ni maam Abdou moom moo jógee Barsax ñëwaat Sénégal di wax sénégalais yi déglu ko affaire yi jeex mais ñeneen ñi nga xamante ne bi ñoom la yàlla may ñu nekk fii nii jiituñu ci code diine gi ñoom it nañuy wax parce que lii nii ñuy gis nii muy raam ci ñàkk ba la jëm de chaque jour nga dégg reyante waru faa jëm fukki dërëm tax nit di reyante loolu sax gis nañ ko fi fukki dërëm di reyante alalu àdduna nit ñi jiital ko nit ñi amatuñ kilifa dëkk bi tasaaroo suñu njiit yi dafa mel ni ñoom moom dañ mënatuñ ci dara ñi nga xamante ne ñoom lañ dénk Sénégal ñoom dafa mel ni ñoom mënatuñ ci dara sécurité bi daal Sénégal insécurité bi moom foo tourner rek mu ngi fa kenn amatul ci sécurité boo tëddee sax yow ñu nelaw bu dëgër parce que yaa ngi ragal ne boo nelawee sax ñu fekke la sa koo lal ree la fa nga dee gis nañ fi ay 4x4 yoo xamante ne dañuy bàyyi ba guddi ñu wàcc sa biir kër tiire ay bal ci kaw waa dëkk ba kenn du ñemee yeewu ñu fekkal sa biir kër su fekkee ngaa yor alal ñu ne la foo dugal sa millions yi nga jaay sa gerte démb nga génnee gis nañ ko fi ci ay dëkk yu bari wala ñu ñëw daji ay magasin gis nañ fi benn magasin boo xam ne gendarmerie bii matul sax 40 mètres ak gendarmerie bu Kaolack bii ñu ñëw daji magasin boobu jël fa xaalis jël fa ay télévision jël fa lu nekk yóbbu dem jóge fa dem usine gaz seen gaz bi nga xamante ne bi société la buy wàccee gaz fii ci Kaolack dem fekk gardien bi yeew ko ba mu dëgër kot dajji bureau bi dugg si biir fekk fa weccet ñu ne ko lii du xaalis bi xaalis fa la ne ñu menacé ko ñu dem ci bureau bureau waa ji si appartement am ba borom société bi nani Lamine Diaw man maa dem introsé ko Lamine Diaw ci boppam ñu fekk ko fa dajji ki am bëgg a da wax xaalis bi ëpp na 5 millions laa ilaaha illallaah mu bëgg a da wax xaalisam gaa yi wóor ko door ko ay jaasi yàlla def na jaasi dugul ndeysaan nangu millions yi yóbbu defoon na fay caméra surveillance sax vidéo yi mais ba léegi mënuñoo gis gars yi parce que dañoo dañuy masque seen kanam yi en tout cas xam nga loolu moom mooy wane ne que Sénégal benn sécurité amatu fi te boo woowee ñi nga xamante ne ñoom nga war a woo balaa ñuy ñëw dee fekk mbir mi jeex na billaay médecin après la mort moom de chaque jour fan lañ jëm film yi sax da nga ko ciy gis de médecin après la mort Sénégal dafa wopp Sénégal wopp na de en tout cas daal war nañ koo faj roqee suñu réew mi war nañ koo faj nag de suñu réew mi war nañ koo faj suñu dirigeant yi nañ jóg wax ci réew mi balaa moo ëppi loxo waaye ñoom bu ñu waxut ci seen bopp luñ mën a wax ci réew mi waaw loolu de am na tamit boo bàyyee lépp dëgg di seetaan lépp di jàll Badou bala ngaa digle sangaay da ngay sangu ba set ba pare loolu de am na boo nee sangul dina sangu dana kii kat bëgg na ma set waaye Ndeye Marie nañ ko wax te dee ñu baal ma ci kàddu yi mais suñu kilifa yi dafa mel ne am na ci ñenn ñoo xam dañoo mel ne borom kër gu ñuy dab di ñant ndax am na ci yow loo xam ne damay ñëw neexal la ay milliards pour ma mën a dugal loo xam ne day yàq sa géej gi dama lay fay ay milliards dugal alimentation boo xam ne ci réew mi leer na ma ne say doomi réew bu ñu koy lekk danañ am feebar moom billaahi ma bàyyi la mu dugg kon ñoom bu ñu xoolut ñoom seen bopp duñ mën a wax ak sénégalais yi sénégalais yi ñoom du ñëw rek dañuy consommer ñoom xamuñ baax lu ñuy wax ministre tel lañ dénk nangam balaa lii woon di dugg saytu na ko kon wóor na man damay consommer rek ñoom duñ bàyyi xel
valeur yi tamit dañu ko perte ñun dañoo roy ba dàq roy dàq. roy dàq bi moo ñu sonal Ndeye Marie da ngay toog sa saal taal sa télévision di seetaan film du réalité lépp fiction la nga toog sa doom di seetaan ngay seetaan nga gis kii def kii nangam da koo métti mu jël fetal tiire ko mu dee baa mu jël paaka jam ko mu dee ñu wan na ne lii nii ñun loolu la ñuy dund te fekk ñoom dunduñ ko mais ñoom lan lañ bëgg pour ñoom yàq sa xol yàq sa maayin bi pour yow à chaque fois rek bu la nit defee lu métti da nga kaa war a rey rey gi li ko indi loolu ci la bokk nañu xool télévision yi chaîne film yi nga xamante ni surtout naa keroog dafa ma métti bi ma déggee ñu def sondage ne télé bi jël 3e Sénégal fii nii Novelas la daf ma métti boo xamante ne nii Novelas jëlu fi 3e da xam naa si sondage yi noonu waaw waaye première la fi jël Novelas yi mas yi mais duñ ñemee wax ne moo jël première mais dañ naan moo jël 3e position gis nga affaire bi daf ma naqari ma ne imagineel ñaata télévision ñoo nekk Sénégal di def ay débat yu am solo di yee askan wi ñu ne ñooñu ñoo jël ndaare amuñ benn sens sénégalais yi seetaanu mais dañuy seetaan télé boo xam ne da ngay gis ku góor ku jigéen su meeku ba set ñu baal ma si kàddu gi ñuy fóonante xale yi di ko xool xale bi di ko essayer naan lii baax na dama koy def gis nga suñu valeur yi ñoo xam ne moom la ñu bàyyi fekk indiwaatuñu ko rey gi du fi jug soxorante bi du fi jug ñàkk dimbalante bi du fi jug ñun dañ daan dimbalante bañ ne ko Sénégal dañ naan réewu teraanga la boo fi ñëwee ñu teral la ba nga tedd boo ñibbee di ñu fàttaliku léegi loolu amatut boo ñëwee Sénégal liñ lay njëkk a def mooy dañ lay corrompre boo ma joxee nangam man dinaa la yóbbu fii dinaa la wan lii dinaa la defal lii su ko defee yow tamit nga topp sa di naxa topp ci jox ko moom tamit lan lay wax man affaire de bandi laay dund parce que occidentaux yi loolu la ñu may wan li ñu may wan man loolu laay def loolu laay dund waaw damaa war a ndaxte ñoom li ñuy def nii loolu mooy dund gi loolu mooy àdduna te fekk ne loolu du àdduna bokkul sax ci suñuy réalité bokkul ci suñu ay réalité xaaju gisoo nuroo ak démb rek Elimane bi ma toogee fii di seetaan dama dugg TikTok benn waay di def benn challenge mu ne ban dëkk moo gën a mën a def solo maanaam sappe ban pays moo gën a rafet solo fii am ku ne Algérie ñu daal di koy def croix am ñaari tubaab yoo xam ne interroger leen ñu leen Sénégal mu ne ko Sénégal ngay gis maanaam seen vax yi ñuy ñëw seen tenue traditionnelle yi monde entier Sénégal ñoo fi dàq solo xam nga ne tubaab bu dem ba apprécier loolu ñun ñu ëlbatiku bàyyi ba suñu tenue traditionnelle yi jàpp ci tubaab yi rek jël suñu tubaab yi suñu jiit ne ko ñàpp suñu kaw ak doomam jigéen bu jiitlante ak doomam buñ ne la kii moo jur kii doo ko gëm xam nga lu tax ci solin ba yaay ja mooy gën a bon lu mu sol Ndeye Marie da ngay gis jigéen bu sol tubay sol body boot doom ne Dakar léegi gisatoo jigéen bu rogganti benn sër la ñuy bootee benn sër kanam gi nii waaw bootu tubaab bootatuñ suñu doom yi moo tax tamit suñu doom yi ñoom tamit bootatuñu ndax bu ñu màggee waroon ñoo boot bàyyi ñu xel xam ne ñii ñooy seen yaay lu ñuy def dañuy abandonné seen yaay yi wacc seen dem maam yi ñibbil jigéen wala seen maam yi noonu lañ leen di def toppatootuñ suñu ay doom foo fàtte meew yi xale yi nàmpatuñ di waaw meewu nag yeeg meewu bëy yi biberon ngay nàmp loolu tax bu ñu amee 15 ans toll nu leen neex benn paa ne ma ku nàmp meewum gaynde yor ji koy gaynde waaw dëgg de parce que xamoo meew bi ngay jox sa doom ah loolu te am na li gis nga Marie Dabo gis nga kii Rokhaya Sall mii dafa dugg fu am importance gis nga nag loolu war nañ cee def jàngat bu baax a baax ci côté yar gi waaw maanaam yar gis nga yar Marie Dabo est-ce que xam nga ne mbir mu am importance la boo ko génnee ji nit lu ci des est-ce que xam nga ne yar doom ji xam nga fan lañ ko commencé fan lañ ko war a commencé yar ci biir bi waaw juddoogul de déedéet mais yar gi fan xam nga foofu noonu su ma la ko waxee xam naa doo comprendre su ma la waxee doom ci biir lañ koy yar man loolu yëpp maam Cheikh Ahmed Tidiane si radiyallahu taala anhu jàngale na ko nee na lay jox doom ëllëg jikko ju ko ñëpp nawee mu ngi koy defee ca diggante ñaari way juróom keroog ba yàlla defee ñu nekk ay mari ak femme merci beaucoup maa ngi ñëw gis nga su fekkee ku yaay ji ak papa ji bi yaay ji nekkee en état ñoom ñaar nii la woon comme caas ak safara loolu noonu doom ji day jàngale day jël ñu ngi ko yar de bu juddoo noonu lay mel am na benn bés benn waaye indi Yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doom
bu am 6 ans ne ko dama bëgg nga yaral ma ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kii weesu na yar kooku jommi xale boo xam ne ku ndaw la 6 ans mu ngi woo yaram passé na as boobu nga war a jàng si ñun ñu ne la kii yaram passé na mu delluwaat amaat beneen doom bu am 2 at mu indil ko mu ne ko bii la yoon moom échec ma indil naa la doom yaral ma ko mu ne ko kii weesu na yar mu jommi waat mu demaat ba amaat doom jour bu mu juddoo da ko indi nouveau-né mu indi ko mu ne tey moom xam naa yonent bi dina jël kii moom yonent bi ne ko kii nii weesu na yar mooy kon nabi yow mi nga xamante ne yaa gën ñëpp kan moo weesoogul yar mu ne doom ji nga xamante ne mu ngi si biiru ndeyam kooku moom moo weesoogul yar mu ne ko ci naka mu expliquer ko ne gis nga soxna boo xamante ne day merloo jëkkëram du déggal jëkkëram bu ëmbee doom di naqaral jëkkëram ñu siy xuloo kooku noonu doom jooju noonu bu juddoo kenn mënu ko yar déedéet kenn mënu ko yar kon fondement yi foofu la te doom bu juddoo comme ni ngeen ko waxee léegi gis nga nàmp dafa am importance bu mu am ci yaay ak doom gis na ni nga koy nàmpalee noonu di ko xool di ko jox meew mi affection bi di dugg loolu lay màggaale di la bëgg ni nga koy bootee noonu sa tàngaay di ko dugg tàngaayam di ko dugg loolu affection boobu noonu da koy màggaale ba maanaam day am benn link benn lien bu nekk seen diggante boo xamante ne bi da lay bëgg di lay lu nekk la sa yaay di jaral mais am na léegi da ngay xool sax ndey yi ak seen doom yi day mel ni ñoom da ngay gis benn xale boo xam ne buy wax ak yaam comme kuy wax ak gaynde lan moo ko waral parce que nampalu ko da ngay dem kër goo xamante ne bi xale bi mbindaan bi sax lay gën a xam ko yaay ji gis naa si ñu bëri ñoo xamante ne xamuñu sax seen yaay ñoom mbindaan bi lay xam yaay ji bu xëyee liggéey na bàyyi na fa jànq bi ñu baal ma ci kàddu gi bàyyi na fa jànq bi bu xëyee moom moo koy defaral bii mu naan defaral ko mu lekk moom rek lay xam moom moo koy sàng moo koy solal day dem ba moom day yaakaar ne kii moom mooy sama yaay ji bu ñëwee sax du ko faale moom yaay ji sax da koy ndamoo ndax pourtant man nag sama doom ji sama jànq bi la gën a miin nangam di ko sagoo muy sama ndey moo ngi noonu daal en tout cas mais léegi yow xale boo xamante ne yow yaruñu la maanaam sa yaay yaru la nampalu la bii borom nga xam moom lañ la nampal est-ce que ko xel mi mu war a am est-ce que dina ko am parce que dafa am matière yoo xamante ne li may wax ni xam ngeen ko yéen ñi nga xamante ne def ngeen tuuti médecine waaw def nañ am na matière yoo xamante ne mu ngi si meewu doomu aadama parce que ndox la su fekkee boobu noonu dafa manqué si nit est-ce que kooku xel mi dina ñoree nu mu war a ñoree defal différence bi rek ki nga xamante ne dafa namp biberon ak ki nga xamante ne dafa namp normal waaw weer yi mu war a namp wala at yi mu war a namp nga def différence ñoom ñaar nan lañ mel tubaab bi daawul nampal sax léegi dañuy nampal doguma la sax gis nga soo demee école xale yi jaar jardin ak xale yi jaarul jardin ñoo leen ëpp niveau xale yi nga xam ne jaaruñu jardin ñoo leen ëpp niveau foofu junni yoon parce que xale yi nga xam ne ñoo jaar jardin xale yi jaar jardin woy ak fecc dong lañ leen di jàngal di tàccoo ak chanté kese lañ leen di jàngal ñoom ñoo mujj seen petit gallé moo ngi noonu daa soxla ne ñoom ñoo mujj seen petit gallé en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci commentaire yu am solo yooyu ñeel li nga xam ne nag bokk na ci commentaire yi ñu jot a tànn ci li ëttu yëglekaay yi xëyee tey ci réewum Sénégal lu ci mel ni port bi nga xam ni nag fas nañu ko taxawal teg nañu démb rek lii di première pierre bi foofu la ca Ndayane ci 1200 hectares ñu def ci 410 000 milliards ci phase bu njëkk bi projet bi lépp war a toll ci 3 000 milliards ci suñuy koppar waaye itam leneen li nga xam ne nag jot nañu ko waxtaanee ci pàcc bu njëkk bi di faat gu bari gi nga xam ne nag bis bu yàlla sàkk ñu nemmeeku ko fii ci réewum Sénégal bi ci mujj rek di waa ji di Ousmane Diop bi nga xam ne nag moo daal di faat kii di Fallou Fall ci histoire 20 000 ak lii di téléphone bi ñu sàcc tax mu daal di koy rendi ne nu ñuy def xaara dañuy daal di taaxirlu tuuti rek daal di jël benn pause café bu ndaw rek ñëw ci li nga xam ne nag mooy ñaareelu xaaj bi. tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor
jëmale suñu réew ba sunu gaal gi moom du mës a suux man di déglooti sunu kër FM seeni kër laa sama gaal gi déglooti sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo laa déglooti sunu kër FM seeni kër laa man di déglooti sunu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba sunu gaal gi moom du mës a suux man di déglooti sunu kër FM seeni kër laa sama gaal gi déglooti sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo laa déglooti sunu kër FM seeni kër laa man di déglooti sunu kër FM seeni kër laa fanweeri simili ak ñeent moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ñu daal di àddu jëm ci li nga xam ne mooy suñu ñaareelu pàcc yi jëm ci li nga xam ne mooy suñu émission sunu kër matin di leen fàttali rek application bi disponible na via App Store wala Play Store ñu mën ko am fépp fu ngeen nekk rek à portée de main di ko déglu te du ngeen ci am benn coono waaye itam si www.sunuker.com www.sunukerfm.com waaye itam ci suñu plateforme yi nga xam ne mi ngi fii Facebook YouTube ak yeneen réseaux sociaux yi ñu ngi fii si nga xam ni la première radio africaine de Los Angeles moom ngeen di am ci matinal bi ñu waxtaanee Cheikh Tidiane Dansokho ak li nga xam ni mooy Coupe d'Afrique des Nations ñu war ko door ni ki dimanche incha allah yemook 9 janvier 2022 foofule ci Cameroun Sénégal nag bokkaat na ci tey lañu war a jot seen drapeau ngir dem foofule ca Cameroun fas yéene jongante ji li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique des Nations ñi ñaan yàlla rek bi la yoon nag lillaahi wa rasuuli hii
ngeen dimbale ñu indil ñu coupe bi lillahi wa rasuli hii balaa suñu sët yee juddu. waaw Ndeye Marie Dabo xam nga Sénégal tey la war a jot drapeau am njiitu réew mu war leen koo jox ñu war fee quitté war a dem donc li ma leen di ñaanal rek mooy yal na leen yàlla sàmm. daal leen lafal cat. li ci kii sax li ci ñuul ci soow mi sax mooy Ismaïla Sarr ba léegi waa Watford nanguwuñ koo bàyyi. non nangu nañ parce que wax nañ ko léegi li ñu naan le Sénégal a gagné son combat avec Watford donc Ismaïla Sarr léegi day rejoindre suñu kii Lions yi ci tanière bi parce que moom itam jàpp nit koo xam ni la c'est un élément clé. ci el ba nu ma ko mën a waxee. kon baax na kon ça c'est une bonne information donc mu doon lu nga xamante ne tamit malgré sax am nañ quelques blessés. donc yàlla nañ tane fii ak dimanche. parce que Sénégal lundi lay football. match am bu njëkk contre Zimbabwe. donc li may ñaan rek mooy woykat yi nañ ñu dimbali. dëgg yàlla bu fi kenn wëy. liñ jot a wëy baax na Macky Sall na def bind décret national. liñ jot a que personne ne chante les lions. liñ jot a wëy ci 2002 baax na ñun nañ ko consommer baax na ay bu fi yemoon quart de finale quart au quart rek nañ ñu dimbale ngir yàlla ak unité bi nañ concentré wu ci seen campagne bi ñun ñu bàyyi ñoog suñ match. maa la ko wax ñii politique nañ dem ñu politique yi ñun ñu bàyyi ñoog suñ kaan ñu suivre kaan bi mën a wax askan wi mën a wax ak à travers le monde entier fii ci suñu Kër FM. ñu am résultat yëpp dinañ ko am heure bu ñu xëyee dinañ ko récapituler lépp daal leen koy dugalal ci plateforme bi. donc li may ñaan rek mooy coach bi tamit Ndeye Marie Dabo yow xam nga football parce que yaa ngi suivre à travers les championnats européens. donc Aliou Cissé parfois xaw ma dafay mel ni kuy saboter parfois day teg équipe bu baax ba ñëpp xam ne lii mooy 11 type. deuxième match mu ñëw changé ko kenn du xam moom lan la bëgg te ba pare gars yi di ñu def erreur xam nga luñ ko waruñ ko woon du yokkal contrat xam luñ ko waroon def soo defee performance ci Coupe d'Afrique boo ñëwee ñu yokk sa contrat defoo ko boo ñëwee ñu dàq la mais Augustin Senghor dafa mel ni ñun dañu jël suñ football bi pour di ko café parce que président Macky Sall Sénégal ñun bokk nañ ci réew yoo xam ne ñun dañuy dépense ci football de waxal ñu lu ne waaye football dañ ciy dépense. ñun on met tous les moyens qu'il faut. tous les moyens qu'il faut. prime bu baax lañ leen di jox mettre leen dans de très bonnes conditions lépp jël nag staff bi fédération sénégalaise bu football staff bi ñëpp ay dem amul kenn kuñ fi bàyyi. ñëpp ay dem ba ci supporters yi dañ leen di teg dans de très bonnes conditions donc ngir yàlla ak yonent bi nañ ñu dimbale ba buñ ci rax ay ñu naan sinapkat wutiwul dara ci staff Sénégal ngir yàlla nañ ñu dimbale rek wutiwuñ fa dara gis nga mbir yi du fo. Algérie mii ba léegi fam nekkoon ma nga fa de. Algérie fam nekkoon ba léegi ma nga fa buñ dajee teeg moom xaw ma demi-finale lañ ko fu ñu ko munti am fam ñu jaaroon buñ sàggano dañu fa jaaraat. gaañ bougé wuñ randu wuñ soppi wuñ changé wuñ. gaañ suñ jour yëpp ba pare dem jël liñ moom ay nañ ci de parce que li ma wax rek Algérie dafa nekkoon 2019 ñaari at dong ci topp te seen équipe ba changé wul coach ba changé wul staff ba changé wul ña ngay dóor di wulli lu leer nañ de. il faut que ba pare Tunisie fa mu nekkoon ma nga fa ba pare Mali dafa ñëwaat. Égypte mu ngi fi Sénégal nag kuñ jot xeeb ba ci Zimbabwe mii ñu am daa am équipe ku qualifié moytul ma ko Gambie gii sax nañ ko bàyyi xel. waaw. baax na. benn équipe ndawatul 24 équipe la. waaw. li may wax lu leer naa ñu la ñu nday roxee Zambie góorgóorlu ba dem Coupe d'Afrique xam nga ne dana reyante ba àgg fa mu bëgg a àgg. xam nga Zambie bi mu koy jël kenn sóoraale wu ko. mais Zambie dañoo ñëw boobu de kenn sóoraale wu ko Sénégal la fi door 2-1 ñu naan Zambie mi génn di toog ana ba mu génnee daa toog waaye dans ko xeeb sa xal mu lakk sa daay. moo nar a dal nag Sénégal fi ne nii ñun jàpp nañu ñun ñoo jël pay ci këyit waaye terrain ba trophée moom nañ ko jéem a rek indi bii pa mais Eli xam nga à chaque fois bu ñu defee classement li nga xam ne mooy wàllum football bi ci mujj rek Sénégal lañ di moo jël premier ci wàllum classement bi mais dama gis ni yeneen dëkk yi nga xam ni ñii jël nañ ko 5 fois ñii 3 fois ñii 4 fois ñoom maanaam bañ daan jël ay première place ci football Afrique bokkut ak léegi mais Sénégal mi nga xam ne yàlla def na mosu koo jël c'est vrai am nañ équipe type buy football normalement mais léeg-léeg ñu jàdd koñ dam mu jël bali di ko sànni ci tribune yi léeg-léeg kenn du xam li ñuy def mais tey buñ demee ba suñu football toll ba benn niveau boo xam ni mën na ni teg nga à 3 reprises di ko jël première place tey jii ñun ban taxawaay lañ war a mën a am ban taxawaay tey jii moo nekk suñu li ñuy wax suñu first track
ci wàllum football ban place tey jii la ñu war a mën a confirmer ñun suñu leader boobu ñu jël ñu ko jox ñu ko ba fu waay tourné ne Sénégal moo dàq football ci àdduna bi. bu ñu bàyyi départu gaynde gi arrivé muus. wax nga wax ji. Sénégal boo seetloo bu ñuy def ay qualification wala ay match amical. ñoo dàq football ci monde bi laa wax. ñoo dàq football ci monde bi maanaam ci côté jongante rek ba mën a qualifier moom dañuy rey seen bopp ba yow nga ne ñii moom buñ demee CAN ba moom wala buñ demee mondial ba tey moom mu neex. kenn duñ taxaw ak benn équipe ay buñ fa demee day mel ni xool ay muus lañ fa yóbbu gaynde gi moom day seey dañuy mujj nekk ay siiru. siiru sax day góorgóorlu kat. day góorgóorlu parce que parfois day attaqué bu la gisee da lay attaqué fekk la mais Marida ba damaa jaaxle ci loolu man. suñu équipe bi nga xamante ne xoolal ma rappelé wul date bi damaa xamatul 2014 la xaw ma bi ñu demee CAN 2012 la. CAN 2012 Guinée équatoriale. waaw Sénégal am fi équipe boo xamante ne ñoom Moussa Sow ñoom Papis Demba Cissé gars yi ay ñoom Dame Ndoye équipe bu dëgër boo xamante ne bii ñu ne ñii moom Coupe d'Afrique bi ren moom Sénégal moom moo koy jël. tubaab bi si boppam dañ ci doon parier. da ngay seetaan Canal Plus gars yi di ci parier. naan Sénégal ak diw ñoom ñooy dem final. ñu am benn match amical stade Lamine Gueye ba astafurlah stade amitié bu Dakar. mooy stade Léopold Sédar Senghor. waaw ma dem seetaan match bi dafa jeex ki ma àndaloon El Hadj Salane ma ne ko El Hadj Sénégal mii ñuy yóbbu match bi ma gis tey fekkee boobu lañu fubalee foofu noonu équipe bu gën a ndaw moom moo ñu fay dóor mu ne ma non parfois ça arrive ma ne ko waaw baax na man li ma fi gis tey man lii doyuma su fekkee lii la ñuy yóbbu CAN. lii jëmul kër saa waay weddi ma gis nga Marida bu ñu demee ci CAN ba ñetti match lañ fa fubal ñetti match yëpp 2-1 la ñu dóor ñetti défaite ñetti 2-1. ngeen ñëw toog man parfois je me demande man xam nga kañ laa xam ni Sénégal mii bu defatul ay jéego du coupe dana fi yéex a ñëw muy kaanam bi passé mook Algérie seen final bi man dama ni woon man du ma seetaan match bi ndax xam naa ne Sénégal yi jël coupe bi man loolu laa wax man sa mbàpp ne ma yaa ngi lan am na benn baatu olof bu ma wax de yaa ngi naagu waaw yaa ngi naagu te ku naagu daagu ñu romb la ma ne ko naagu ma de damaa xam ne li Sénégal football ci CAN bi yëpp de donte am na ay quelques erreurs yoo xam ne technique yi ñu war a defaraat mais équipe bi ñu teg au départ bu ñu ko tegee ci final bi man xam naa ne damay indi coupe sa mbàpp ne ma acca nañ dem waaye arbitre ne prib dip mbal Algérie yi dugal buy bu rafet boo xam ne daal di fa ne fa copp taxaw nag ñu nekk ci biir terrain bi rek di mel ni ñu réer sa mbàpp ne ma lu ma la waxoon ne ma lu ma la waxoon dafa am ñoo xam ni seen football fawuñ ci caaxaanuñ ci dañ cay def même bu fekkee moyens yi nécessaires yi nekku fa te tey jii booy xool ñun li ñuy décaissé ci football ay milliards jëlal la hôtel boo xam ne yow kese yaa koy occupé hôtel boo xam ne amul sax comme ne Neymar daa mu dem Cameroun ne day seetaani Coupe d'Afrique hôtel bi Lions yi dal foofu lay jël chambre amu fa hôtel la ma lañ lay jëlal nga am say masseur am sa médecin am sa tout décaissé ay milliards lillahi wa rasulihi lan moo leen empêché ñu def ni seen xoolal Zambie Zimbabwe xaw ma Zambie xaw ma Gambie gi nga xam ne ñun sax ñoo ko tane ah ñoom au moins def nañ effort ba gagné coupe donte ne am na yenn moyens yoo xam ne sax ñu ngi koy manqué le yeneen dëkk noonu yow fédération bi fait tout gàcc nga la ma lépp fédération bi lépp lay def donte ne bu amee yenn faay ci yeneen kii basket bi ñu ngi jooy ndax ñeneen léeg-léeg seen prime duñ ko jot handball ngi jooy natation yeneen discipline sportive yëpp ñi ngi jooy yow football bi amoon lenn loo xam ne manqué nga ko mosu ñoo gis joueur bu kaas prime am gisaguma ko fi wala déggaguma ko wala bu fi amee déggaguma ko fi mosoo gis joueur boo xam ne rek blessé nañ te jëluñu sa temps ni gis nga effort yi ñu def ba dem wax ak waa Watford pour ñu bàyyi Ismaïla Sarr mu ñëw effort boobu duñ ko def ci terrain bi lay war a suuli yi am coupe xoole gu métti moo tax duñ indi coupe ñun xoolee ñu sonal ak wax nga xoole gi lu mu doon laaj ma xoole gi lan la stade dañuy fekk foofu moo leen di jommal dañuy xoole ba ŋaang waaw non du Cameroun gii de Cameroun seen capitale Yaoundé gee kenn xamul capitale la kenn xamul waaye organisé nañ seen ay stade
ya ñuy fekk non dañ leen koo jox rek. organiser nañ leen coupe ko- d'Afrique ñun organiser guñ coupe d'Afrique. stade yi ñuy joué moo leen di jommal moo tax ñuy ŋàmmaaral di xool stade bi naan buñ ko amoon bu ñu amoon piste bi bu ñu amoon lii loolu moo leen di sonal ba duñ indi coupe mais nañ tamit waxante dëgg mais nañ leen tamit def ah ñooñu la suñu gaynde yi ah non 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 loolu moom mënuma koo nangu. parce bàyyi que ko ñoom rek loolu laa ko ñoom wax ñi de. nga xamante ne defal ndànk rek ñoom ñi nga xamante ne daanaka ñun Sénégal néew nañu benn joueur boo xam ne doo professionnel yaa ngi football Europe ñëpp ay pro lañ. waaw. mais Ndeye Marie mais ñoom su ñëpp fekkee Ay pro lañ de. ay Ay pro pro la. lañ dañuy de. toj seen club yi dañuy toj ci seen club lan yi. moo yow tax koo ñoom xamante ne yaa ngi Liverpool wala yaa ngi. Watford ñoom ñëpp a ngi Angleterre daal en voilà, résumé. voilà ñoom ñëpp. ñu ngi joué ci club yi gën a mag ci àdduna bi jeex na lan moo tax ñoom la ñuy def ci club yooyu voilà ñu ko def loolu ci mooy équipe bi. question bi nag. loolu Voilà. man moo ma jaaxal. voilà lan loolu moo mooy tax lu question waaye tamit lan moo tax suñu club national bi tamit duñ leen favori waaw ñu ci suuf. ñi ci suuf ñu jébbi li tax jëm ñu ci xeeb kaw. leen. ndax gis nga ñoom ñu ngi joué fii Sénégal ah lu rafet tey jii ñoom leer na ne ñii gëm nañ Sénégal yow imaginer yow ñu yóbbu la nga joué ci club yi gën a mag ci àdduna bi soo ñëwee yow doo def benn différence ci sa biir équipe bi nga xamante ne ni dangaa waroon a sagal sa réew U17 yi sax jël nañ coupe d'Afrique. ñoom duñu ko def à jamais parce que xamul tax ñu ngi foofu ñu ngi leen di fay seen xaalis bu weex tàll fii nag amuñu ko fi kon ñoom xoolal sans gagne sans perte lañ koy jàppee de mënoo neex laay su lu footballé. ma neex laay footballé mais gis nga Ndeye Marie suñu jëloon suñu joueurs yi nekk fii nii ci club national yi fii nii yóbbu leen ñu indil ñu ko barki yàlla man Billahi ñu lii indil ñu nii nga ko waxee nii noonu laa ko waxee un jour ma ne ko ñun suñu U17 buñ ci tànnoon 11 jël ci U20 bi tànn ci 11 mixé leen ñu indi coupe fii billaahi ñu indi coupe parce que xoolal compétition yi ñuy dem suñu compétition tamit nga xool suñu équipe junior bi senior bi waaw dañu indi coupe ah waaw indi nañ ko fi parce que xam lu tax dañu gëm seen réew man dama jàpp ne suñu joueurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci club yu mag yi dañu gëmul Sénégal gëm nañ Sénégal de man loolu laa jàpp d'une part gëm nañ Sénégal c'est que man nee naa effort yi ñuy def ci seen club yi ñi bañ leen di ràññeetle waaye di leen tamit jox ay ballon d'or ah di leen jox ay l'homme du match yooyu noonu li lay war a suuli yi ay waaytee ñu koo def Sénégal est-ce gii que ñu tamit dëkk nag du mystique mystique gi lan waaw xam nga lu tax Sénégal lañ nekk te Sénégal ñu bëri dañoo soxor man Aliou Cissé du dem duma nangu équipe am bi gagné yow yaa ngi koy gis ci nawetaan yi da ngay dem ba ci stade bi war war a a football football. 10 kan dis gan soxorante gi tamit joué na ci damaa soxoree Aliou Cissé du musa indi coupe Sénégal heure bu équipe am di dem di football yi ma def loo xam ne duñ dem gagné équipe am ba duñ gagné loolu tamit war nañ cee wax mystique bi ngir yàlla war a suuli nañ ko nañ bàyyi ko ba nañ ko ba te def lépp si naturel mystique de xam naa ne li ma ci d'accord de mooy Edy Birahim boo demee bay def mystique na nga mystique ngir sa équipe gagné indi coupe bi waaye mystique ngir joueur bi feebar wala joueur bi wopp wala joueur bi dugg fii génn fii loolu moom wax dëgg yàlla waaye du duñ mystique xool soxor intérêt la général ñoom intérêt individuel la ñuy xool loolu doxut gis nga Marie Dabo Hmm. dégg naa Omar Pène ci benn woyam muy wax mu ne dëkk boo dem bu club ya baaxee maanaam seen championnat bu baaxee rek seen équipe nationale baax équipe ba nationale ba dëgër day dëgg këcc parce que boo xoolee Zambie bu muy jël CAN bi yaakaaruma ko woon nag ba dëgg rek neexee voilà yaakaaruma ko woon pour man premier tour lay toog bu ñu amee professionnel ci biir équipe bi kenn la ñëpp local ñooñu lañ boole ñu ñëw def benn équipe boo xam ne équipe bu suude taxaw gaaw mën a fubal wallaay di ay football xale lu leer. ndaw dañ wàññi sunu paa yi nag sunu Te équipe dañoo- bi paawe na trop parce que waaw ñoom boo xoolee xam nga lan moo ci neex Marie Dabo ñi nga xamante ne ñooy fubal ci benn dëkk li ci- pour nga ñu adapté ñoom seen biir day yomb parce que dañuy xamante dañu parce que xamante chaque weekend intégration bi day yomb voilà dañuy fubal dañuy xam ku nekk da ngay xam sa morom lu muy fubal loolu coach bi pour mu mën leen defar waaw Day ba ñu yomb. déggoo Suude. day yomb mais ñun dañoo jël suñu lépp rek basé aussi joueurs yi nga xamante ne ñoo nekk extérieur Gambie ñee nekk Mauritanie xam nga yaa ma gën a xam ah cere soow bi ñooñ bu ñu ñëwee di jaar ku nekk di jaay sa morom affaire star ñun gëmuñu star gis nga équipe bu amee star rek équipe boobu yàqu na parce que star boobu bu joué wu rek équipe bi day nax sax waaw parce que ñëpp Parce que dañuy gis nañ ko fi- dépendre ci moom voilà gis nañ ko fii Brésil 2014 Brésil mondial 2014 bi xaw ma seen joueur boobu noonu Neymar la ñuy wax xaw ma jour boobu fubalul waaw Thiago Silva fubalul xaw ma jour boobu 6-0 lañ leen. 7 kay sept lañ leen- Allemagne parce que moo leen ko dañoo door jël seen 7-0 lépp ko ci ñoom. ah 7-0 xoolal loolu rek
7-1 ah tuuti ñu dee jour boobu supporter dañoo mujj dem taal këru joueur rek yi ni mel parce que dañu mer. parce que gis nga Allemagne loolu lay reyee nit ñi parce que Aka ñoo Allemagne aay. amuñu star Naka ñoo aay. amuñu Elimane de benn xaw ma luñ star. manqué de xaw ma luñ manqué waaye du gardien du défense déedéet. voilà Sénégal gi attaquant sax manqué wuñ ko xanaa Voilà. kay yaa yàlla nañu fuus. yàlla nañu yàlla daal jàppale waaye fee ñuy dem gisuma ku ñu fa gën a am ay jours loolu lañ loolu at compétition coupe d'Afrique bu dikk ñu wax ñu ko. wax ko. waaw moom kay dañ ko mis mais ren daa fii gën a dafa booy suñuy nopp coupe d'Afrique bu dikk ñu ne Sénégal gën a taxaw ci groupe bi. gis nga 2002 yàlla def na dem nañu final Mali daje Cameroun ñu dóor ñu mais gars yi def nañu seen këmtulaay kattan boobu xam nga ni football nañ. boobu man xale laa mais. xam nga xaw ni ma dara football ci nañ. football mais Gis dafa nga- ma neexoon. man gis nga foofu fajar noonu nga yeewu toog ci télé boo bi seetee di jour waxtaan. mondial gis nga man mi boobu booy laa mbocc laa. gis nga Mari Dabo suñu équipe 2002 bi xam nga lan moo ma ci neexoon maanaam booy xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci man football ñu tuuti lañ ñëw nañ mais ñeneen ñi jom gi ci ñoom dañuy góorgóorlu. ñi ci dañuy reyante dañ koy ñafe. reyante faay gëmuñu ne diw moom mooy suñu dañ star koy ñafe. donte El Hadj Diouf sax moom lañ doon woowee staru équipe bi mooy loolu mais ñeneen ñi gëmuñu ko sax ah mais dañ sama ci dem ak sama détermination gauche ak magique bi. engagement. ne ko sama année gauche boobu la- magique ba. année boobu la gënoon a métti imaginal yow nga finalu Coupe 2002 Coupe d'Afrique dem nga mondial pare juin nga enchaîné dem dem mondial mondial. ci benn at xam nga loolu moo tax léegi sax tubaab bi changé loolu ñu ne loolu mën na am sax loolu moom mooy rey africain yi Day bu ñu metti. ñëwee day métti si ñoom nañ ko changé bu ñu defee ren Coupe d'Afrique bi déwén nekk mondial bi affaire yooyu noonu année boobu dafa métti si ñoom torop sax. ñu ñëw dajeeg France bi nga xamante ne moom moo gagné woon mondial 98 nekk champion du monde nga ñëw éliminer ko. nga ñëw premier match nga dajeeg moom ah nga ne ko rëf 11-0 bu saf-sap deuxième match nga am Danemark nii la 3-3 yi dàqante. 1-1 3-3 ya la woon. Uruguay lañ defoon 3-3 3-3 yi mu waaw ngoog. ñu ñëw ndeysaan. Turquie Turquie daal ñu mais éliminer. booba mais nag au moins am nga fierté nga ni c'est la première équipe africaine bu dem ba quart de finale. Deuxième équipe africaine bu dem ba quart de finale mondial. mais ñooñu dañoo amoon jom ñu classé la 7e. dañoo amoon jom parce que vraiment gëmoon nañ ni ñoom li leen tax a yëkkati foog drapeau Sénégal bi ñun Ak dañoo ñu dem ba défendre Corée ko. waa Corée Japon ñun lañ doon supporter dañoo sol suñu maillot Waaw, sol ñu suñuy supporter. t-shirt. Japonais yi chinois yi Parce que borom gis nañ rëdd yi. Sénégalais yi niñ seen xarar gi bu ñu wane woon ci li nga xamante ne moom wax mooy dëgg yàlla si giloon nañ Afrique ci at boobu. gaynde da nga koy wane boo nee yaay buur àll bi daal bul bàyyi dara lu romb fàddal. mari suñu temps xam naa li si noonu li si des li ñu bëriwul. tërale woon ci waaw damay waxtu daal di damay jeex. baaxee auditeurs rek première journée bi Aha, match yi waaw dimanche bi. dimanche 9 janvier 2022 dina ñëw premier match bi mu ngi war a dox ci diggante Burkina Faso ak Cameroun ak Cameroun pays organisateur. waaw mu match bi 16h lay commencé deuxième match bi war a nekk ci diggante Éthiopie ak Cap-Vert moom it Yaoundé lañ koy football bu 19h jotee lundi 10 janvier Sénégal ci lay football. allez les Lions. allez les Lions ma xëy maye sama maye Sénégal. ñoom ñu ngi waaw war supporter da ciy baax ak am leen tuuti motivation bu leen xaddi waaw di courage rek yàlla baax na. bu ñu xëyee lundi rek na ñëpp sol waaw sol mayo maillot man Sénégal dinaa ko ma pare naa ko wër ci kii marché bi sax jënd mayo Sénégal. Waaw, xoolal rek économie bi dim ciy doxee. waaw ñu bàyyi jaay ñu jaay mayo niñ ciy doxalee. waaw dama may yeggali sama calendrier bi ñu doog a tëj Sénégal mu ngi war a am Zimbabwe ñu ngi ko war a football foofu na si Bafoussam bu 13h jotee deuxième match bi war a dox si Guinée diggante Guinée ak Malawi ñoom mbokk tamit ñoo Elimane bokk yaa Sénégal ngoog ñoom Guinée. waaw Guinée waaw man nu ma Guinée rek Sénégalais la troisième match bi même dëkk la ba tey rek Maroc Ghana match bu métti boobu Yaoundé lañ koy fubalee bu 16h jotee te quatrième match bi moo war a nekk ci diggante Comores xanaa boobu moom Comore île Comore. île de Comore île de Comore ñoom Comore. daan nañ ñëw c'est la c'est la première fois ñuy am moo tax keroog bañ qualifié dëkk ba ñëpp a génn. ñëpp a génn ñëw. bëri wuñ nag am na ñu ma ci bokkaloon fële ba may jàng benn île Dakar la rek. waaw ñoo war a dajeek Gabon moom it Yaoundé lay am loolu moom moo nekk match calendrier yi lundi dox bi, ci semaine lundi bu bi. njëkk bi. waaw mu ngi noonu mardi bi ñu am Algérie Sierra Leone Douala lañ koy fubalee bu 13h jotee Nigéria Égypte match bu neex boobu ñu ngi koy Waaw. fubal ci Garoua Kooku bu affiche la. 16h jotee
Soudan Bissau ñoom it ñu ngi ko war a football si Garoua boobu bu 19h jotee loolu tam match la de. waaye ñun duñ dagg bi dem Cameroun seetaani match bi tamit. Ndiawar Diop foog envoyé spécial loolu. war nañu am envoyé spécial ci Cameroun nag. man mii. war nañ ko am de. fàtte ngeen man reporter la. waaw dem rek reporter bu baax. ma naan allah yi Sénégal yaa ngi noonu ñu ngay doxal bal ba Sadio Mané moo téye bal ba ma nga sa surface de réparation bi daal dina defaraat daal di xaj ji bal ba ma nga ca biir caax ya bii Sénégal ñoom ñoo dugal bal ba mu ngi noonu en direct si suñu kër FM www.suñukër.com Sénégal yi daal di dugal mu ngi noonu daal dinañu qualifié ci quart de finale directement jàppal na Sénégalais yi qualifié nañu. waaw nañ leen supporter yàlla baax na. mu ngi doonu première journée bi ma jeexal ko Tunisie Mali. Limbé lañ koy fubalee bu 13h jotee boobu mercredi 12 janvier la Mauritanie Gambie loolu. Mauritanie Gambie. loolu dinaa ko seetaan. loolu moom match la mu ngi ni Guinée équatoriale moom moo war a daje Côte d'Ivoire ci Douala bu 19h jotee loolu yëpp ci mercredi 12 janvier 2022. loolu moom moo nekk première journée bi xam naa deuxième journée bi dinañ ci ñëwaat incha allah daañu ci ñëwaat bés bu yàlla sàkk daañu leen digtal fii ba kan bi di jeex journée yi nga xam ne nag mooy faral di am du lundi au dimanche wala du dimanche au dimanche ba fii ba kan bi di jeex rek di ngeen mën a am match yi nga xam ne ñoo doon match du jour mi ngi noonu lundi incha allah bu ko kenn fàtte nañu dem jàppale suñu gayndey Sénégal yi wax dëgg yàlla tamit lu mu mënti amit Sénégal gi ñoo ko moom mënuñu ko génn mënuñu ko tuxu fu ñu mënti demit daañu delsi moo xam dañuy delsi ak suñuy daal moo xam dañuy delsi ak suñuy tànki neen waaye danañ delsi El Ibrahima di jox la nga tàggatoo ci bésub tay bi tàggatoo bu dul taxalikoo di kontaan bu baax a baax ci émission suñu kër matin bi nga xamante ne jamono ji moom mooy def buzz Sénégal ñëpp moom la ñuy déglu Sénégal ak adduna bi yëpp am na ñoo xamante ne heure bi guddi na ci ñoom ñi ngi war a tëdd vraiment mais man ñoo nelaw ndeysaan ñu ngi yàq seen i nelaw ñu ngi leen di jégal bu baax di leen jox information nag yu leer waaye ay waxtaan yu am solo di leen kontaane di leen wax ne rek fii lay neexee fii ci rajo suñu kër FM Rock Sow maa ngi fi compétence indépendance crédibilité moom mooy suñu kër do juste pour vous nag yéen a ko moom kon di leen kontaane di kontaan ci soxna Ndeye Rokhia Sall di kontaan ci sëñ Dansokho di ko kontaane di la kontaane yow mi nga xamante ne yow yaay présenté émission bi vraiment am na solo di jaajëfal bu baax a baax Ndiawar Diop macha allah di ko kontaane di leen jaajëfal yéen tamit ci teewlu bi di leen jox dig daje ëllëg incha allah soxna Rokhia waa Ndeye Marie di am mbégte waa ak contentement si émission sunu kër matin di wax rek ne ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon teewlu depuis ce matin ba léegi di leen jaajëfal yéen ñi ma bokkaloon plateau bi di leen wax rek ne nii la saa su nekk nii la ñu koy doxalee fii ci sunu kër ci www.sunukër.fm di leen wax rek ne suñu gaynde yi tamit ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla jox bi pa coupe bi ñu ngi koy xaar am nañ si yaakaar bu baax a baax ñu indil ñu ko di leen wax rek ne jom la ak fulla ak fayda bu ñu demee nañu ko wane ba mat sëkk incha allahu rabbi dina baax di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah. Cheikh Tidiane Dansokho. waa Ndeye Marie Dabo dama lay rafetluwaat bu baax di la nuyu ci thème yu am solo yi nga xam ne kii décortiqué nañ ko ci revue des titres bi di nuyu auditeur ak auditrice suñu kër FM ci seen émission suñu kër matin ñi doon bàyyi xel depuis ci suba di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci suñu yeneen jotaay xibaar ak Ndeye Marie Dabo mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax sama team bu ñaawul bi El Ibrahima Ka ci technique bi Cheikh Tidiane Dansokho ak soxna Rokhaya ci analyse yu pertinente yi nga xam ne ñu ngi koy faral di ko joxe gannaaw bu ñu defee revue des titres waaye itam bu ñu indee deuxième point ci suñu émission sunu kër matin di leen fàttali rek mën ngeen a am application bi ci seen téléphone di doxantu ak moom fépp fu ngeen mën di nekk via Play Store wala Apple Store ak suñuy plateforme www.sunuker.com www.sunukerfm.com ak suñu page Facebook ak YouTube fu ngeen mënti dem jaajëfalaat bu baax a baax moom suñu PDG directeur Ndiawar Diop depuis la Californie Los Angeles waaye itam yéen waa Sénégal yi nga xam ni yéen doon teewlu ak àdduna wërngal këpp
di leen jox rendez-vous 13h30 ci xibaar yi ci kàllaamay Kocc waaye itam demain incha allah da ngeen am li nga xam ne mooy seen beneen émission fii ci biir kër gi ngeen ci kanam tuuti ngeen am Elzo mi nga xam ni dina ñëw ak yéen ci suñu kër mbalax mu saf sàpp maman Asuli dina fi teewaat waaye itam ak yeneen yi nga xam ne ñi ngi ci biir kër gi daa ngeen am seeni émission jaajëfal leen rendez-vous demain incha allah 8h 10h. Équipe nationale bu Sénégal ay